Càmbar si diine sur ITV. bismillahi rahmaani rahim alhamdulilahi rabbil alamin wasalaatu wasalaamu ala almabuusi rahmatan lil alamin muhammadin al amin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. C'est sur ITV. Où que vous soyez, paix sur vous. asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu. ñu ngi leen di nuyu yéen ñëpp képp koo xam ni mi ngi seetaan ITV rawatina di seetaan émission bi ngeen di topp saa su ne te muy càmbar ci diine. ñuy sant sunu borom subhanahu wa taala bi nga xam ni moo ñu may wér ak tal moom mi nga xam ni mooy almustaan lu mu def jàppandi mu sotti mu antu ñu ngi koy sant moom mi nga xam ni moo ñu defal tawfiq ba ñu mën di taxawee émission bi ba ngeen mën ci jëlee ay njëriñ lépp lu ci manqué rek lépp lu ci nekk ci ay tolof-tolof ci ñun la lépp lu ci rafet mi ngi ñu bàyyeekoo ci borom bi subhanahu wa taala ak ci suñuy invité. su ko defee di leen nuyu yéen ñëpp di leen mastawu coono di leen baalu àq di leen baal àq ko defee émission tey bi di ngeen ko gis seen affiche kon thème bi ñu ngi ko duppee crise des valeurs citoyenneté et islam ko defee dañuy jéem a lëkkale mbiru crise des valeurs dinañ feeñal ci biir waxtaan bi que ni wecci ko ci wolof sax yombul noonu yooyu expression danañ jéem a seet ci biir waxtaan bi tam lu waral loolu donc crise des valeurs citoyenneté ak islam. balaa ñuy dugg ci waxtaan bi nag comme niñ koy faral di defee léeg-léeg mu am ay kaddu yoo xam ni moom la ñuy ubbee waxtaan bi ay kaddu sensibilisation parce que émission càmbar ci diine dafa bëgg dooleel bu baax lu jëm ci pédagogie ak sensibilisation su ko defee am na fi ñaari xew-xew yoo xam ni dañ ci yëkkati kaddu benn bi mi ngi jëm ci wàllu li xale yi di wax mbëkk mi barsa wala barsax su ko defee di ñaan sunu borom mu def tawfiq ba fan yi ni mu mel muy tiis bu doy waar bu raglu mooy xale yu bëree bëri ñu ngi song géej gi dugg ci ay gaal yoo xam ni ñii dañ ciy faatu ñii gaañu ci mu nekk lu doy waar. bu ko defee ku nekk war nga ci jël sa cër ñi nga xam ne ñoo yore gouvernement bi war nañu gën a defaraat seen taxawaay gën a yeewanal ni ñu yore réew mi li ñuy wax bonne gouvernance rawatina gën a bàyyi xel ndaw yi ci wàllu xëy ak lépp lu ci aju. xam naa loolu ci boppam rek ay thème waxtaan yoo xam ni thème waxtaanu tey bi taxu koo jóg mais loolu dañ ko doon ubbee émission bi. waaye itam du gouvernement bi rek moo ci am cër waaye itam famille yi parce que soo déggee ñu naan léeg-léeg benn waajur mooy wax doomam bu am fukki at ak ñeent demal xam nga kooku Sénégal ni mu tëddee du mën a wax waajuram dewuma te bu demee te fekk du mënal boppam lu bari wala sa yaay jël xaalis ne la lii man maa ko jëlee sama tontine jox la demal nga tekki ni say morom xam nga loolu tamit dana jafe nga ne xale boobu bul dem te loolu it dana jafe nga ne président moo santaane loolu waaw kon ku ci nekk ak wàllam. kon wàllu sensibilisation wàllu gouvernement bi wàllu famille bi wàllu tamit ndaw yi seen bopp ñu gën a farlu ci jàng ak wut métier ak tamit teey ci jëm pitim réew fexe daal ba buñ fay dem mu nekk ci anam boo xam ni daal anam bu yiw lay doon anam bu ñàkk ayib bu fekkee mën naa nekk kon loolu ci gàttal benn tomb la woon buñ doon ubbee émission bi. ñaareelu tomb bi mi ngi jëm ci wàllu feebar bi nga xam ne gis nañu mu feeñ ci yenn gox yi ak yenn gox-goxaat yi nga xam ne day nekk ay lu mel ne pëtontaan ci yaramu nit ki ci xarkanamam ci ay loxoom et cetera ba léeg-léeg sax day feeñ ci awra nit ki ngeen baal ma waxin bi waaye lu tax ma wax ko sensibilisation moo tax parce que loolu dafa am nu mu tëddee Sénégal li ñuy wax tabu. ba dama dégg ci suba benn journaliste di ko wax ma ne naa ko boole waale sama sensibilisation parce que dañu ne dafa am ñoo xam ni dafa feeñ ci seen awra loolu tax ñu rus a dem faju te loolu baaxul c'est trop dangereux waaw parce que day law mujj la indil loo xam ni jaru ko te awra ci biir nit la bokk du lu bon de parce que yàllaa ko bind mu nekk ci biir nit kon bu fekkee dal na la demal hôpital te ña nga fay fekk ñoom xam nañ seen liggéey xam nañ tam nuñ koy tegee ci yoon su ko defee kon loolu bu mu teree kenn mu dem faju ji
kon loolu lañ doon ubbee waxtaan bi di fàttali itam saa su ne mesure barrières yi feebar bi yàlla defal nañu tawfiq ba mi ngi dellu ginnaaw ci réew mi alors que am na yeneen réew yoo xam ni gën na leen sonal sax kon waaye nag nañu gën a bàyyi xel toujours rek les gestes barrières ñu respecté ko suñ kéem kàttan ba seet lu ñu borom bi di defal li ki des yëpp ñu bàyyi ko ci yërmande bi kon loolu moo doon li ñu doon ubbee waxtaan bi di kontaan wala kontaanaat encore ci recevoir ñaari borom xam-xam ñaari ñoo xam ni saa yu ma leen woowee lu mu jafe-jafe-jafe danañ ñëw pour indi seen xam-xam indi seen contribution ci thème bi muy professeur Songde Diouf ci kër gi la bokk nekk philosophe di bind di xalaat rawatina ci thème bi nga xam ni xam naa ne intéressé na ko personnellement moom daanaka thème bi ñuy waxtaanee tey boo ko génnee ci moom li muy xalaat ak li muy bind yaakaar naa li ciy des du bëri tabaarakallah keneen ki mooy Cheikh Muxtaar Kébé imam Muxtaar Kébé oustaz Muxtaar Kébé nga xam ni moom it du gan ci plateau bi thème bi tamit ku ko yittewoo la moom ulum charia science islamique mooy spécialité moom la jàng ak tam lépp lu jëm ci relation internationale ak science politique su ko defee moom tam thème bi xam naa ni ci lay dund ci lay bind association yu muy nekk ak ci société civile bi yaakaar naa boo génnee lu mel ni ci li ñuy liggéey ak li ñu bëgg ci réew mi foog naa ni li ciy des du bëri tabaarakallah kon nag ma jox professeur Songde mu nuyu après ma jox Muxtaar Kébé mu nuyoo ñu dem régie ñëwaat dugg ci biir waxtaan. tabaarakallah imaam di la gërëm di la sant ci kóolute bi nga am ba woowaat ñi fii ñu ñëw war a seq jataay bi di rafetlu ki ñu koy àndal tamit nga xam ne moom ñun buñ ci toogee ak moom ñun ñooy nangoo nekk ndongo yi ndax moom mooy wax dëgg yàlla ki nga xam ne xam-xamam set na lool ci pàcc bi nga xam ne moom ci lay yëngu kon nag di ñaan ni nga ko waxee ci ndorteelu sa kàddu rek li fiy jot a ball ci ay kàddu mu doon loo xam ne dafay defar dafay jëriñ te yàlla musal ñu bañ a am benn lor wala benn ayib ci kàddu yi nga xam ne fas nañ ko yëgi fi mu nekk nii. tabaarakallah jërëjëf ci woyof bi humilité bi loolu moom ñëpp xamee nañ la ko yàlla na yàlla dolli tawfiq oustaz Muxtaar bismillah. salaamaaleykum. Seexal Imaam maa ngi lay delloo nuyoo di ñaan yàlla mu defal la tawfiq. amiin émission bi yàlla def mu gën a dund gën a bari mbooloo mu koy topp. mu am jeexital aussi ci dund bi nga xam ne nit ñaa ngi koy dundee ci suñu penc yi. di nuyu suñu doomu ndey di suñu mbokku daara professeur Songde di jariñu ci moom lu bare bari di ko suivre ci question yoo xam ne yu waroo la. di ñaan yàlla complémentarité bi mën a jur njëriñ ci ñi nga xam ne ñoo ngi ñuy suivre di ñu déglu. tabaarakallah kon ñu dellu régie kii moo fa nekk tey Ndiaga Seck ñi koy sargal di ko jaajëfal moom ak yeneen jeunes yi nga xam ne yëpp ñu ngi ci wetam ci wàllu xarala bi ñu dellu ci moom doog a ñëwaat dugg ci biir waxtaan bi. gaaral bi. alhamdulilah rabbil alamin kon mbokk yi mi ngi noonu gis ngeen ni ñu ubbee waxtaan bi. su ko defee kon thème bi dañu ne mooy crise des valeurs waaye dañ ko lëkkale ak citoyenneté ak islam su ko defee crise des valeurs dinaa bàyyi ñi ma séqal waxtaan bi professeur Songde Diouf ak Oustaz Muxtaar Kébé ku nekk si ñoom indee ko ci wolof ni mu ko bëgg àndee parce que loolu ci boppam dafa laaj encore waxtaan parce que am na benn liggéey bu ñu war a def ci wàll boobu maanaam expression bu nekk la muy firi ci benn làkk dañ ko war a liggéey bu baax génne ko nañ ko war a génne su ko defee kon crise des valeurs daal mbirum jikkoo ak mbirum teggin ci tënk li ko lëkkale ak mbirum citoyenneté nga xam ni moo jëm ci bokk ci réew mi nang ca war a bokkee ak lu jëm ci l'islam nga xam ne dafa nekk diine boo xam ni dafa am doole am solo fii ci Sénégal mais dinañ laaj sax professeur Songde Diouf moom la ñuy commencé lan la gis ne crise des valeurs moom nan la koy indee ci wolof nu mu ko déggee ci wolof nan la ko déggee tamit ci citoyenneté ak tam islam mais bu ma nee islam sax dama naan diine parce que moom philosophe la kon dama naan diine maanaam sax su ma doon bëgg gën a leeral dama naan kon crise des valeurs ne citoyenneté ba pare daal ne religion wala daal ne et la philosophie comme ça mu gën a mën a indi li lëkkale ñett yooyu waaw bismillah waaw jërëjëf oustaz ñett yooyu xaw nañoo jafe lëkkale directement
waaye nag xam naa ne ci xalaat rek ñun ñoo koy ràbb ba indi li nga xam ne moom moo leen boole bu fekkee da nga ko jël ci baatu tubaab crise des valeurs bu dee dañ koy jéem a góorgóorloo firi ci wolof dina xaw a jafe tuuti waaye dañuy indi rek li nga xam ne moom lay niirool maanaam misaal ba la mu junj mooy ay baax-baax wala ay xeetu nekkin ay cosaan ak ay aada ay ngëneel yoo xam ne aw penc daal dina ko meññ waaye gannaaw ba mu ko meññee ñu dem bu ci biir mu mel ne dafa am coppiku mu mel ne dafa am yàqute boo xam ne gis nañ ko ci baax-baax yi nga xam ne ci ay jamono penc mi ci moom noonu la doon doxee. loolu mooy indi crise bi. waaw loolu moom mooy indi crise bi mooy coppite bi nga xam ne loolu nga xam ne dafa nekkoon ay baax-baax ci jeexitalu doomi aadama yi nañuy jëfee gisatuñ ko ci kon loolu bu amee dafay nekk une situation de crise waaw maanaam loo xam ne dafa jalaañoo dafa woroo ak li nga xam ne moom moo ko taxoon a jóg te xam nga ne penc mu nekk loolu mooy cëslaayam cëslaay mooy maanaam moom mooy fondement am parce que penc mu nekk dafa am loo xam ne dafa jàpp ne noonu la bëgg a mooñee façon doomi aadama bi nga xam ne moom la bëgg a mooñ mu jaarale ko ci njàng mi mu jaarale ko ci yar yi mu jaarale ko bépp anami penc yi nga xam ne dañ fay defar ki nga xam ne moom mooy doomi aadama kon nag boo ko seetloo crise des valeurs boobu mooy maanaam baax ak xeetu doxalin yi nga xam ne ngëneel li nga xam ne nawoon nañ ko ñu dem boo gis ne ni ñuy nekkee rawat na ci ndaw tey muy ci mag ñi sax waroo na ak la nga xam ne moom lañ ci doon seet démb ak barki démb loolu nag mën nees nañ cee taxaw ba pare xool lan lañ koy lëkkalee ak li ngay woowee ci tubaab citoyenneté citoyenneté may maanaam koo xam ne bokk na ab ci biir gox waaye newul bokk goo xam ne rek da nga juddoo fa am fa ndey am fa baay waaye bokk bi mooy maanaam lépp loo xam ne meññ nañ ko ci bépp pàcc moo xam ne da nga koy solo mu am jeexital ci yow boo ko seetloo ñaar yooyu ci yoon waruñ leen a tàggale maanaam bu ma koy wax ci tubaab warul am disjonction entre li ñu naan l'être et la valeur na ko Hans Jonas di waxee sax kooku nga xam ne war nga ko xam yow mi nga xam ne produit école environnementale ISE bu université Cheikh Anta Diop nga donc principe responsabilité boobu daf fi jóge li tax mu jóge fi mooy bu fekkee niñ ko waxee baax yooyu nga xam ne cosaan la nekkin la moo xam ne ay ngëneel la xam ne dañ ko meññoon boo ko seetloo ci nga xam ne moom la ñu wooyee citoyen bi maanaam ndaw mi nga xam ne dafa bokk ci penc bi ndaw mi nga xam ne ci jëfinam ci waxinam ci nekkinam lépp dafay feeñal li nga xam ne moo ay baax yu ñu fi teg boo ko seetloo dañoo commencé woroo ana li ko indi woroo bi nag da ngay jëm ci bërëb ya nga xam ne foofu lañ leen doon defaree ba lëkkaloo bi mën a am lëkkaloo bi mën a am ci baax yooyu ak taxawaayu kii nga xam ne ci penc mi la bokk di ndawal penc mi boo ko seetloo fi ñu ko doon njëkk a tàggatee mooy ca kër ga gannaaw ca kër ga mooy fan moom mooy ca daara ja gannaaw ca daara ga moom mooy yëpp yi nga xam ne société bi teg na ko penc mi teg na ko pour ndaw bi daal bu fa jaaree moo xam ci lël la bu dee da nga jël aada ak cosaan moo xam ci lël la moom moo xam ci leneen waaye li nga xam ne ni ñuy wax ci tubaab formalisé nañ ko mooy ca kër ga yaru ndey ak baay mooy ca daara ba mooy ci l'école ba bu dee dañu waxeel ci suñu société bi boo ko seetloo pàcc yooyu ku ci nekk dafa am foo xam ne dañ la doon jox mu ngi mel ni benn chaîne la dañ la doon jox nga def li nga ci war a def nga jot li kële mu def ci lim ci war a def nga jot li kële mu def ci lim ci war a def waaye boo ko seetloo amuloon woroo ci diggante loolu waaye li indi li ngay wooyee crise des valeurs maanaam yi nga xam ne salfaanoon na te mu ne woon ay baax mooy que dafa am woroo li nga xam ne moom ngay def ca kër ga ne noonu nga buggee mooñee ndaw bi ak li nga xam ne bu génnee ca mbedd bala mu fay gis ak li nga xam ne bu demee ca l'école bala mu fay gis ak li nga xam ne bu demee ca daara ja daf fay gis kon dafa am rupture ci li ñuy wax ci nasaraan dans la chaîne de transmission des valeurs parce que du valeurs yi en tant que tel ñoom ñoo nekk en crise maanaam du baax yi xam nga la lay baax boobu léegi muy baax la nga xam ne ngëneel la ba léegi ngëneel la waaye lan moo soppeeku salfaañoo mooy loolu nga xam ne dañ ko fay tegoon mu di ko jottali boobu mën a yegg si ndaw bi mu solu ko bu waxee ñu xam ne yar nañ ko bu jëfee ñu xam ne yar nañ ko buy liggéey ñu xam ne yar ko kon courroie de transmission yooyu mécanisme yooyu moom moo daal di rompre mu am rupture maanaam woroo diggante li nga xam ne waajur bu góor bi jigéen bi ñu ngi koy mooñee xale bi ak la nga xam ne bu génnee foofu ca mbedd ma la muy gis bu génnee taal télé la muy gis bu demee ca l'école ba la muy gis bu demee ca daara ba la muy gis kon suñu mécanisme de transmission des valeurs yooyu ñoom ñoo am problème ba ñu amee problème nag kii nga xam ne mooy réceptacle bi mooy ndaw bi wax dëgg yàlla dootu ko mën a solo na mu ko war na solo causes yi nag bari nañ multiforme nañ xëy na buñ gënee dugg ci biir waxtaan wi dinañ ci egsi boo gisee nag yow ni nga ko lëkkalee
lëkkalee ak diine bi boo ko seetloo benn la parce que bu ñu ne daara rek wax nañ diine parce que ca daara ji nag lañ doon tàggatee ki nga xam ne moom mooy ndaw bi xëy na léegi formalisé nañ ko moo am ay écoles yoo xam ne dafay nekk à cheval ci diine ji ak loo xam ne moom mooy njàngu mbiru àdduna waaye daara ja ñu lañ doon dénk li ci nga xam ne moom mooy suñu projet de société kon nag religion bi diine bi mu nga ca biir parce que diine bi ci boppam dafa nekk en crise lu tax diine bi nekk en crise parce que la nga xam ne moom moo ko taxaw a jóg dañ ci boole yoo xam ne daf caa bokkut xëy na am na benn terme sax man moo ko déggee dama koy xaw a moytu donte xam naa li nekk ci ginnaaw maanaam bu ñu naan moderniser les daara man toujours dafay am benn mel ni benn tëf bu ndaw bu may wax parce que dafa am loo xam ne mu nga ca daara ba àndul ak li ñuy wooyee ak dégg-dégg bi ñuy wooyee moderniser parce que bu fekkee moderniser ko rek dina am loo xam ne jeexital ba dëgg-dëgg boo moytu di nga ko dindi parce que nag daara dafa am nu mu toogee te kon boo lëkkalee valeurs yooyu nga xam ne salfaanoo nañ ak li nga xam ne moom mooy taxawaayu ndaw gi maanaam citoyen bi jeexital ba rek mooy ca diine ba ana relation bi nga xam ne moom la ndaw amoon ak diine naka la diine doon defee jeexital ci ki nga xam ne moom mooy ndaw loolu boo seetloo ci société dafa soppeeku parce que boo ko seetloo fi mu toll nii da ngay yóbbu gone ga rek wala nga indi koo xam ne jàngalekatu daara la muy ñëw ca kër ga leen jàngal waaye lu nga ci jublu boo ko seetloo ba seetlu ko la nga ci jublu rek mooy mu ngi mel ni li ñuy wax acquis de conscience maanaam de jàngal naa ko alxuraan waaye épreuve yam fa organisé formation ba mu fa war na amee dootu ko fa amee parce que daara ba newul rek da nga fa doon jàngee alxuraan di ko tari déedéet formation spirituelle et mentale la woon léegi dimension boobu dañ ko évacuer mu nekk foo xam ne rek da ngay sëgg di jàng di tari di nga xam li ñu lay tere di nga xam li ñu lay nangam mais duñ la mooñ goo xam ne boo génnee jeexital yooyu nekk ci sa jëf ak ci salaam yi tabaarakallah jaajëf professeur Songde ubbi nga waxtaan bi ci anam bu rafet ak tamit wane nan la ñu mën a lëkkalee loolu nga xam ne moom la ñuy wax crise des valeurs nga wax waroo bi am diggante baax yi teggin yi ak li nit ñi di dund loolu tam dinañ ko gën a faram-fàccee ci biir waxtaan bi gën ko càmbar ak tam penc mi na nga ci war a nekkee nekkin bu rafet ak it li ko lëkkale ak diine su ko defee ma ñëwaat ci Oustaz Mokhtar Kébé Oustaz Mokhtar yow tamit ma bàyyi la yow tam nga indee thème bi ni nga ko yëgee rek ak ni nga ko gisee ci pour yow crise des valeurs boobu nan nga koy firee ci wolof ak it nan nga koy lëkkalee ak citoyenneté ak l'islam. xam nga ñun moom ci wolof dañu koy wax rek ci façon bu simple. mooy yàqu-yàqu jikko yi. ak dellu gannaaw ci biir penc yi. lan moo tax ñu yëkkati ko ba mu nekk ci dimension crise mooy jikko ju yàqu comme ni ko professeur waxee mosu fi jóg. toujours amoon na ñu baax ak ñu dëng. mais bu yeggee ci dimension boo xam ne bii daanaka foo dem daj ko muy gàllankoor liggéey bu baax bi ñu bëgg a liggéey ci penc mi dañuy wax ne jafe-jafe am na crise am na parce que am na gàllankoor bu nekk ci suñu kanam boo xam ne bii mën nañu tee yegg fa ñu bëgg a yegg mën nañu yàqal lu bari crise boobu dafa manifesté wu comme ni mu ko waxee ci dimension yëpp koo jël rek mën nga wax ne nit ka ñu waroon tabax ci melokaan ya mu waroon mel du ko boo jëlee boroom kër gi ci këram mën nga gis ne ni mu war a taxawee ci këram ci wàllu comportement ci wàllu melokaan melu ko kiy gouverner na mu waroon gouverner melu ko sëriñu diine bi ñu yaakaaroon mbaax gi ñu yaakaaroon ci moom mën na am na ñu mu des ci ñoom mais ci ñi gën a général mën nga wax ne mbaax googu newatu fa bu boobaa léegi modèle day jafe nga gis ko bu demee nag ba mënuñu am te kuy tabax nit rek ci modèle nga koy tabaxe bu ñu demee nag ba mënuñu am walla mu jafe ñu am modèle bi nga xam ne moom la ñu bëgg a tabax dañuy wax ne jikk yi nekk nañu ci jafe-jafe loolu li ko lëkkaleeg citoyenneté moo ko lëkkaleeg diine li ko tax a jóg lépp mën nga seet mooy nit ñu defar ko ba mu nekk nit kon yi ci des yëpp jumtuwaay la kon il me semble que daf ma niru ni kon
am nañu jafe-jafe ci dégg l'islam ci Sénégal booy waxtaan ak nit ñi nga gis nit wax lu jëm ci pénc mi bu fekkee imaam la ñu ne te moo yem ci diine ji kon xanaa loolu waaye xam nga dégg la wala xam nga pour ñoom li ñu tuddee diine mooy jàpp julli woor ak alaxira ak malaaka yeeg yooyu loolu mooy partie bi gën a néew ci diine diine mooy sa comportement li ngay taxawee toujours loo ciy def am na lu mu la wax ne lii nga war a def lii nga war a bàyyi fi nga ko war a defee ni nga ko war a defee donc diine du domaine domaine yëpp ñooy domaine u diine bon waaw domaine yëpp diine melokaan la ak ay tënk ki tër yoo xam ne day manifesté wu ci domaine yëpp dëgg la d'accord boo nekkee journaliste am na lu la diine wax boo nekk commerçant am na lu mu la wax boo nekkee imam bi am na lu mu la wax booy gouverneur aussi am na lu mu la wax. boo nekkee jëkkër am na lu mu la wax boo nekkee borom kër am na lu mu la wax. boo nekkee soxna am na lu mu la wax kiy jàngale am na lu mu la wax. loolu mu la wax comportement yooyu melokaan yooyu nga xam ne moom la tënk. nga xam ne ci ñaar la ko tënk. xam nga yow yaa ngi jàng borom bi muy wax ne xalaqal mawta wal xayaata liyabluwakum ayyukum ahsanu amalan. yàlla nee na maa bind dund bind dee andi nit ci àdduna ngir épreuve épreuve bi mooy lan mooy nan lay fexee ba li muy def mu defe ko ci forme ba mu gën a rafete donc forme boobu mu gën a rafete daanaka moom ñun moom la ñuy tuddee al ihsaan nga xam ne benn partie la ci partie yi nga xam ne moo tënk li ñuy tuddee valeurs yi ci l'islam valeurs yi ci l'islam mën nga ko dugal ci ñetti registre registre bi ci jëkk mooy yu ñu tuddee makaarimul axlaax jikk yu baax yi nga xam ne bu dul diine sax nit ñi nangu nañ ko ñaareel bi mooy li ñu tuddee al ihsaan mooy lan mooy dimension bi ngay toll ba xam ne dootoo wéet xam nga nit bu wéetee c'est-à-dire wéet bi maa ngi jublu dootoo sentir que ne am na lu lay contrôler dimension boobu ngay toll nag ba toujours nga yëg ne am na lu lay contrôler te loolu lay contrôler bëgguloo nga rus ci kanamam loolu moom la ñu tuddee al ihsaan nga xam ne mooy bu dee ci njeen ngeen di ko wax conscience bu dund waaw nga xam ne li ngay def léegi population bi taxatul nga def ko nit ñi di la gis taxatul nga def ko mais dafa nekk ay conviction interne ci yow nga xam ne boo ko violé sax dootoo nelaw waaw parce que nii nga war a mel nga tàggat sa bopp nag ci mujaahada ba mel noonu alors loolu mooy registre u ñaareel bi registre u ñetteel bi mooy li ñu tuddee al itqaan yonent bi wax na nit ki borom bi bëgg na kenn ku ci ne lu muy def mu defe ko ci formule ba mu gën a taaroo ba mu gën a baaxe mooy li ñuy wax ci suñu langage su tey culte de l'excellence d'accord yooyu boo ko dajalee mooy registre valeur ci l'islam damay wax ne nag loolu boo ko seetee aussi citoyenneté loolu mooy tax mu dox citoyenneté bi lan mooy tax mu dox mooy norme yu ñu tëral wane ne penc mi nii la war a doxe ñu tàggat kenn ku ci ne ba norme yooyu nga mën ko respecter donc fi mu ne nii def naa ne difficulté bi ñu am yëpp bokk na ci mooy nan la ñuy fexee ba nit ñi respecter norme yi nga xam ne ci la penc di doxe kenn ku ci ne nga xam sa àq fan la tàmbalee ak fu mu yem li nga moom ak li nga moomul li nga sañ a def ak li nga sañu la def li nga xam ne boo ko defee mu gàllankoor penc mi alors yooyu ak engagement bi nga ciy am alors jàpp naa ne yooyu mooy citoyenneté te à peu près mën nga wax ne diine looloo ko tax a jóg parce que dafa ñëw ngir ñaar mooy mu nekk nit mu participer ci xéewal yi borom bi defar ci kaw suuf te ñëpp bokk ko mu participer ci li koy ñoŋal ba ñu tasaara ko ñëpp jariñoo ko donc loolu boo ko dee seet citoyen bu ne ci loolu lay dox mooy comportement la ak action boo xam ne bii ci penc mi mooy ñoŋal penc mi alors amul en contradiction ak diine peut-être référentiel bi rek mooy waroo diine fa muy dellu ngir saxal loolu peut-être ak tër yi nga xam ne mooy tër yu bees
mën nañu bañ a bokk mais ñoo bokk finalité bi ñu jëm mooy defar nit koo xam ne kii dana amal boppam njëriñ amul penc mi njëriñ ay lorom lu mu gën a néew mu gën du ñàkk ay lor mais nan la ñuy fexee di ko néewal ba nga xam ne du bari lor yu jóge ci moom. waaw tabaarakallah kon mu ngoog dégg nañu ñun ñëpp ñoo déggandoo Oustaz Moukhtar Kébé moom tam ni mu sara loolu nga xam ni moo lëkkale crise des valeurs bi ak citoyenneté bi ak l'islam rawatina Sénégal bi ñu nekk nga xam ni l'islam bi daf fi am doole mais souvent man damay waxtaan ak nit ñi di leen wax ni boo seetee ba seet l'islam fi mu ñu waroon dimbali yëpp daanaka dafa commencé di nax saay ci réew mi parce que domaine yëpp ni ko Oustaz Moukhtar Kébé waxee léegi normalement islam waroon nañu fa dimbali te tey jii professeur Songde boo xoolee ci ni ngeen ko waxee sànq diggante yi am yëpp ci sunu biir relation yi am yëpp ci sunu biir da nga fay mën a gis ne crise des valeurs am na fa ah tey jii boo demee ci famille yi nga xam ne am na yu fa yu doy waar yu fa commencé xew nga dem ci école bi nga dem ci politique bi nga dem ci diine ji wala boog ni ñuy wax ne ñooy nitu diine ah nga dem ci média yi donc loolu bu ci nekk dinañ ko jéem a jël indi ci ay misaal su ko defee ñu tàmbalee professeur Songde Diouf tey ji buñ jëlee la jeunesse sénégalaise nga xam ni bu njëkk ba am na ndaw nuñ ko doon taxawoo ak nuñ ko doon yare tey lan moo la frappé ci jeunesse boobu est-ce que yow tey fi mu nekk ni kontaan nga ci jeunes sénégalais yi ak jeunes sénégalaises yi ci boo leen gisee ñuy doxal nga gis seeni jikko gis li ñuy wax loolu yow ci lan la lay yóbbu est-ce que da nga naan nii baax na buñ ko nee nii réew mi dana dox tey bu tegoo ci loxo xale yi ëllëg dana baax wala est-ce que am na lu la jaaxal ci ndaw yi tey par rapport ak valeurs yi nga xam ni baax yi nga xam ni moom la ñuy waxtaanee ci émission tey. waaw loolu de dama yaakaar ne amul kenn koy wax ci réew mi mu ne la donte ndaw yi nee nañ bëgg nañ tekki bëgg nañ liggéey ñu ngi ca daara yi jàng amul kenn ku la naan ci sama yaakaar bu gàtt bu dee kilifa ne la rafetlu naa nii nga xam ne noonu lañ toogee ci penc bi parce que boo ko seetloo yow boo leen di xool nga lëkkale ko wala nga méngale ko ak yow nañ la tàggate woon man di ndaw bu ma janoog rek ci misaal bu gàtt Imam Kanté mii ma am 18 ans am 20 ans janoog moom na may jëflanteeg moom na may waxeek moom nga xool ndaw tey mu jëflanteeg moom waxeem noonu loolu doy na misaal pour nga xam ne ñii wax dëgg yàlla seen taxawaay seen nekkin waroo na ak li nga xam ne moom lañ yaakaaroon ci ñoom ba ñuy teg suñu projet de société. parce que boo ko seetloo ba seet dafa mel ni sax man bu ñu naan crise des valeurs dama naan est-ce que newul sax lu ñu war a bàyyi remplacer ko bu dee ci tubaab lañu des ba tey par invention de nouvelles valeurs qui n'ont plus rien à voir avec les valeurs d'antan. waaw donc nekkatul rek crise des valeurs c'est vrai mais c'est une invention de nouvelles valeurs maanaam ndaw la ñoo xam ne jeunesse la ñuy xëccu ci ay valeurs dafa waroo complètement ak baax yi nga xam ne moom la ñu fi lim ñun ñëpp ñoom dafa mel ni boo leen di xool newul ci penc mi sax moom moo leen di meññ. ndaxte li nga xam ne li ñuy woowee si tubaab te imam junj ko léegi li nga xam ne mooy seen référentiel axiologique psychologique boo ko seetloo dafa jotewul dara ak li nga xam ne moo ne ci penc mi wala moom la penc mi soxla ci ñoom seeni yàlla nga baal ma ci waxin ji seeni idole boo ko seetloo neewul imam Moukhtar Kébé déedéet neewul sëñ Mountakha mu tedd mi neewul keneen mais seeni modèle ñan la boo ko seetloo bu seetlu ko ñu ngi koy jëlee ci li ñu jàkkaar lool mooy télévision bi donc seeni modèle bu fekkee méngoowul ak li nga xam ne moom mooy baax yi ñu def fii ci réew mi te soxla ko ci ñoom donc boo ko seetloo pratiquement doo mën a rafetlu seen taxawaay parce que yaa ngi xaar ci ñoom yar yaa ngi xaar ci ñoom teggin yaa ngi xaar ci ñoom jaamu yàlla yaa ngi xaar ci ñoom fonk liggéey fonk nit et cetera mais loolu ma lim nii yëpp boo leen xoolee da ngay gis ne pratiquement dara nekkul ci ñoom parce que encore une fois yaa ngi doon wax l'islam bi mais il faut que ñu insté ci lenn xam nga l'islam du fi jóge mu ngi fi en tant que religion mu ngi fi en tant que pratique mais nee naa la li indi problème bi mooy newul démb dañ la doon jàngal rek ngay tari oustaz déedéet waaye dañ la doon préparer à la vie maanaam amoon na ay épreuve maanaam amoon na ay fitna yoo xam ne dañ la ko doon teg ca daara ja nga jaar fa ba daanaka boo fa jógee sa xol dafay toj
boo fa jógee da ngay nekk koo xam ne ku woyof ngay doon parce que la na nga xam ne dafa war a nekk luy maanaam égo li ñuy wax égo maanaam loo xam ne yëg sa bopp ci anam bu nekk loola daar da ko doon fomp ba mu set wecc nga doon koo xam ne nangu na ab tumarankeem nga doon koo xam ne dafa tënku ci li ñuy woowe ndigal bu njëkk ñun société ndigal lañ woon ci anam yëpp ndigal ca kër ga ndey ja baay ja wax nga def wala nga bàyyi ndigal ca l'école ba monsieur ba wala madame wax def nga bàyyi ndigal ca penc ma koo xam ne du sa waajur sax boo rombee mu wala wax nii nga bàyyi mais loolu daf fay jeex société ndigal daf fay amatul pourquoi parce que l'islam bi c'est un islam purement instrumental yaa ngi fàttaliku mos naa la ko fàttali waxu Khalil Gibran boobu ñaari wax yam wax ne man li ma seetlu ci sama penc doon wax li ba waaye mën koo indi fii nee na c'est un pays où existe 1000 croyances mais sans aucune religion ici on aura prié 1000 fois sans avoir prié une seule fois loolu misaal la loolu boo ko iddee mën nga ko teg suñ penc mi bëri na ay croyances maanaam ñu ngi dem Touba ñu ngi dem Tivaouane ñu ngi dem Cambérène ñu ngi dem feneen ak feneen mais loolu yëpp boo ko seetloo kooko di bërti daw di jaay ba kanam sax di waaj a daanu ca taliba ne mu ngay dem màggal mais boo séqeek moom nga naan waa kii fa mu jëm lan la ban jeexital la def ci moom parce que comportement ba nga xam ne moom la am dafa waroo juunoo complètement ak li nga xam ne moom mu lay xëccu maanaam diine bi maanaam dogu bi maanaam pastif bi maanaam jéppal boppam ci diw te diw moomee lépp li nga xam ne daf ko fi teg muy ay digle ak ay tere yow sa jëfin day waroo complètement ak moom mais ngay waaj a xaru bu ñu tegee lu xaw a safaanoo ci kaw der kooku kon dafay nekk benn islam spectaculaire boo xam ne dafa ànd ak société bi nga xam ne moom lañ nekk muy une société du théâtre et du folklore mais du am jeexital être bi ñu doon wax valeur bi nga xam ne moo nekk ci moom dootu fi amati pratiquement loolu moom moo tax finalement ndaw yi boo leen xoolee da nga naan mais est-ce que ñii boo xoolee nañuy solo yaa oustaz boo xoolee nañuy waxee boo xoolee nañuy comporté woo da nga naan est-ce que réellement mais ay Sénégalais lañ parce que dañuy comporté woo boo leen jëlee fii nga yóbbu leen Amérique nga yóbbu leen France nga yóbbu leen feneen doo gis benn wuute ñoom ni ñuy taxawee ci seen tollu ci seen làmmiñ ak ñii nga xam ne ñoom ñoo bokk ci yenn penc kon nag loolu dafay nekk loo xam ne dafay doy waar dañuy nekk des êtres hybrides du ñu am une identité sociale du ñu am une identité culturelle pourquoi parce que amul référentiel de valeur boo xam ne ñoom approprié nañ ko solo nañ ko ba mu génn ci ñoom kon nag dafay mel ni suñuy doom day du nekkati sax suñuy doom yaa ngi fàttaliku le fameux proverbe indien bu daan nous n'hériterons pas de la terre nous l'hériterons de nos enfants xam nga indien bañ naan nous n'hériterons pas de la terre nous l'emprunterons à nos enfants loolu li mu tekki mooy lan xale yi nañ nga xam ne moom la ñuy nekkee moom mooy déterminer ëllëgu àdduna bi te xale yi kat boo leen seetloo amul kenn kuy xool sa doom boo ko seetloo ci penc mi rafetlu ko am na mais dafa gëfee wàññeeku loolu ba daanaka daf fiy jeex doo ko rafetlu ndax la da nga naan ndax kii man maa ko jur lu tax nga ndax kii man maa ko jur kii ndax penc mi moo ko meññ parce que encore une fois taxawaayam dafa waroo ak li nga xam ne moom lañ ko doon laaj waaye nag ndaw yi boo ko seetloo li ñuy wax ci tubaab ay victimes lañ pourquoi ay victimes lañ parce que anam yañ leen waroon jaarale di leen tàggatee dañ leen fa jaarale ñu am benn ennemi ñun ñëpp mooy yàkkamti société yàkkamti la yàkkamti bi mooy maanaam boo xoolee yarinu daara patience la yar goo xam ne da nga koy étaler sur 10 ans parce que dafa am loo xam ne moom nga soxla nga xam ne loolu bu njëkkee ci moom bu màggee dara dootu ko mën a këf waaye fi mu nekk ni ñun dañoo yàkkamti mooy naa ko dugal l'école léegi mu gaaw am bac am nangam am doctorat xéewali wàcc donc finalement yow lan moo la intéressé ci loolu yëpp mooy koom ba nga xam ne moom la indi kon nekkatoo koo xam ne da ngay defar l'être de l'individu maanaam nekkinam la nga xam ne moom moo am solo ci penc mi naka la koy mën a jëriñee waaye yaa ngi defar koo xam ne naka la mën a am bu gaaw a gaaw société boobu nag doo am temps yar mooñ doo am temps defar doo am temps yar muy daara ja muy l'école ba donc ko fay dugal rek pour mu gaaw daal jëlee la mu fa war a jëlee jeexital bi mën a tekki dara waaw mën a tekki dara mooy société am bi rek moo tax société bi dafa yàkkamti parents yi yàkkamti ñëpp yàkkamti bu ko defee fi mu nekk nii wax dëgg yàlla doo mën a am li nga bëgg même booy def formation yaa ngi xool yoon wi gën a gàtt maa ngi fàttali ndongo ban wax naan mais père man am naa bëgg mais dama jaaxle quoi yow ban kii nga gis ne daal boo fa demee rapidement daal affaire yi dina ci nangam ma la kon fàttali man la kooku li mu lay woon mooy état d'esprit jeunesse bi yëpp ma ne ko loolu amut la nga nekk
da ngay wàccoo ak anam ya nga xam ne noonu lañ ko war a defee la cay gënal ya cay baax dala cay fekk ma ne ko booy football sax jox football ba gëddam jox àqam dem ca ba ca jeex da nga ca tedd booy yëkkati nii mel ni Imam Kanté di jàngale diine nga def ci loo xam ne da nga am ni mu ko waxee le souci de l'excellence ay teraanga dala cay fekk ma ne ko lii may def nii di njàngale bu fekkee da nga koo jox àqam def ko ba mu jeex ma ne ko teraanga dala cay fekk kon doo jiital ana ban teraanga laa cay jëlee ci wàllu koom da ngay jiital ana naan laa war a wàccoo liggéey bii mokkal ko boobu ma ko defee kenn du ma ŋàññi yaa ngi wax métier mais métier amatul Sénégal foofu la crise des valeurs gën a njëkk a feeñ métier amatul mooy oustaz yow fa nga jaar yëpp Imam Mokhtar Kébé jaar fa am na ñu bëri ñoo xam ne jàpp nañ ne waaye këru benn aaya dem am benn émission ci télé bi di pataxal di wax lu la neex maanaam soxlatoo tarbiyu jàng pendant 15 ans formation spirituelle pendant 10 ans pendant 20 ans pour am le droit nga risquer sax booy toog sax di téye micro yaa ngi lox pour nga am le droit nga wax ñëpp di la dégg boo ko jëlee boo ne journaliste bu njëkk dafa am fooy jaar ñu tàggat la léegi da ngay gis benn waaye boo xamee ñaari français yu jub sax munu ko wax maa ngi nettali sama ndongo bu ma jàngal ren mu am bac ma dem def conférence fenn mu génn naan ma qu'est-ce que vous pensez de votre conférence ma ne ko demal jàngi naka lay defee sama conférence bu pare nga taxaw naan ma qu'est-ce que vous pensez de votre conférence xam nga loolu amul sens kooku du journaliste waaw mën nga ko jël ci corde yëpp dañ jàpp ne métier amatut maanaam lii nga xam ne Imam Kanté torox na ci pendant 20 ans 30 ans man mën naa léegi jox ko akam jox ko lépp man mën naa ne paccax rek ne man médecin la man avocat la man journaliste la man jàngalekat la donc crise des valeurs du foofu la gën a feeñ Sénégal dafa toll foo xam ne yaa imam métier amatu fi compétence amatu fi lu fi nekk théâtre spectacle médias yi yombalal ko su ko defee mu nekk une société des fausses valeurs des fausses expertises kon jeunesse bi doo ko mën a naw parce que ñun ñoo leen tooñ nañ leen tooñee mooy dañ leen gëm loo xam ne méngoowul ak li ñuy wax ne ñun moom lañ bëgg. tabaarkalla te gis nga professeur Songde li nga wax noonu effectivement am na ku ma ci doon waxtaan ak fan nii affaire mbëkk mi. après mu ne ma waaw c'est vrai metti na lool mais tam xale yooyu lan mooy seen métier mu ne bu ñu demee Europe tamit. mën na jafe à part witt fa ay fruits. donc il faut que ñu régler problème mais imam doguma la mais li may wax mooy gën a grave c'est-à-dire que yaa imam xam nga lu tax problème bi mooy ñun dañ leen ko nangul xam nga du problème bi mooy waa ji revendiquer ko mais da nga ko nangul man damay nekk journaliste question islam pointu ba may talal micro gëstuwuma ka may talal micro boo xam ndax am na légitimité intellectuelle bu ko wax mu may mu prononcé wu sur cette question là ma talal ko micro fan la ñëpp xamee fan la ñëpp war a waxee penc di leen dégg ban société loolu am amul ñun nag foofu la ñu toll du nit ki rek xale yi ñoom ñoo bëggul kii mais ñun ñoo leen di nangul loolu nañ leen koy nangulee mooy l'essentiel mooy que waaw dëgg la waaw li nga wax dëgg la mooy que souvent man su may waxtaanee nit ñi dama leen koy wax de ma ne leen fu ñu nee xale yi gis nga li ñu defati xale yi yàqu nañu toujours dama na mais ana mag ñi parce que mag ñi ñoo leen war a taxawu su ko defee li nga wax tam ci affaire crise des métiers boobu tamit loolu tam dëgg la léegi ñëpp seetlu nañ ko da ngay am lu yàqu sa kër wala dara nga woo benn xale mais soo gisee nu mu koy taf-tafee waaye père nangam buy dem rek nga woo keneen après ma koy wax sama benn waaye mu ne ma seen jàng moo eggutul te ku ci nekk sa jàng pareegul sax nga ne ubbi nga benn cabinet ubbi nga nangam ne expert nga nangam kon loolu tam vrai problème la te nañ jël temps former leen ñoom tam nañ jël temps nangu ñu former leen et cetera kon loolu tamit ay question yoo xam du rek ay question politique kon dañ nar a juum buñ ko jàppee rek problème mu politique bu yàqoo yooyu mais ba donte woon politique am na ci responsabilité parce que politique moo war a dégager nit leen war a former ak jox leen temps ba tamit même ku yàkkamti sax wala buñ la joxul lijaasa doo dem fenn. kon yooyu tamit dafa laaj. Oustaz Mokhtar dañuy resté waat ba tey ci jeunesse boobu. donc gis nañ tey gis nañ xale yi ñu ngi mbëkk gis nañu Barça wala Barzaax gis nañ tamit li ma ci wax sànq xale yooyu ñu ci bëri tamit seen formation mi ngi noonu est-ce que mag ñi taxawu nañ leen war a taxawoo est-ce que xale yi seen bopp nangu nañu jaar fi ñu war a jaar. ñu taxaw leen wala dañu yàkkamti wax nga ko sànq te ku war a fa wax na yàkkamti yàqule est-ce que mag ñi tam tal nañu jox xale yi li ñu leen wax xam nga ñàkk a tal nit ñi ñàkk a tal loolu tamit am na ñu bëri parents yi léegi ñu ne dañuy démissionné man ne leen parent boo li ngay wut yëpp bu fekkee ni da ngaa ñëw kër ga fekk sa doom bu góor mi ngi 15 sa doom bu jigéen mi ngi fugué samedi ñëwaat lundi
waaw li ngay wut yëpp lan lay jëriñ ñu naan parents yi amatuñ temps ma ne kon ku amatul temps wu njaboot temps wu lan nga am. kon Oustaz Mokhtar tey ji kon question valeurs yi ñu discuter baax yi di yàqu. crise bi di am bu ñu ko appliquer ci secteur jeunesse. tey ji yow lan moo la marqué tey ni ngay observer société bi jeunes yi lan moo la jaaxal ci ñoom dañ leen bàyyi seen bopp wala ñun ñoo leen joxatul valeurs yi. waaw xam nga dafa am ñetti professeur wax na ko. ñetti jumtuwaay yoo xam ne ci la ñuy tabaxe nit. wala dañuy participer ci liy tabax nit. ñetti jumtuwaay yooyu benn bu ci nekk dafa nekk ci crise bu xóot. ñu nekk en contradiction bu dee famille crise am kenn xamul ni mu xóote. d'ailleurs li taxoon ñuy tabax famille sax léegi nekkatul liy tax ñuy tabax famille léegi. xam nga dafa mel ni nit ñi seen àdduna matériel moo ko jël donc lu ñuy defati rek investissement bi jëm ci wàllu matériel mooy jiitu même rapport bi waajur am ak doom rapportu investissement la boo xam ne bii da ngay bëgg loolu sax kenn bañu ko mais du lu jiitu da ngay bëgg investissement boobu mu ñëw jural la loo xam ne lii ëllëg di nga ci mën a bénéficier lu bari. loolu mooy rapport bi dox li ci li gën a bari diggante borom këram ak soxnaam bu ko defee kër gi amatul vocation wu tabax nit. kër la ma jox la ci benn misaal oustaz pour illustrer ko. xam nga fan yii yëpp da ngay gis xale yi di def ay njaaxum. ay xale yu jigéen yu futteeku. ngeen baal ma wax bi. génne ko ci ay vidéo yu am 14 ans. xale yi ñu mujjee jàpp noonu. ki ci mag 15 ans la am. 14 ans ñu def yi kenn xamul. nga gis benn xale bu góor man ma dem fekk ko ci police bi yaay ji toog di jooy. moom mu ngi taxaw boo ko gisee mu ngi funki nii. taxaw nii. bombel torse nii. ma laaj waa ji lu xew nii mu ne ma kii doomu maire bi la ma ne ko maire bi lu muy jooy mu ne ma commerçante la dafa dem Italie. xale bi dajji armoram jël 3 millions. loué ay oto ay xarem ñu dem ci benn dëkk bugguma tudd gox bi mu mel ne da nga leen di ñu dem def fa ay une semaine. mu indi doom ji police. mais bi ma dégloo wax bi foofu la ne ñu def attention parce que ndaw si dafa ne commissaire bi sama doom ji manqué wul dara. loolu ma déggaat ko beneen femme tamit doomam bu jigéen bokkoon na ci ñooñu futteeku. mu ne kii manqué wul dara. loolu déjà jaaxaloon na ma voilà. après ngeen toj ko léegi manqué wul dara ma dégg femme bi wax ko beneen femme bi wax ko. ma noté deuxième chose professeur ak oustaz. mooy que ni gisuma seen baay. ma ne attention ana seen papa. ma ne ana la figure du père. ma ne attention suñu société fan la jëm. parce que bu njëkk ba yow ba nga nekkee xale. bu dara xewee kan mooy njëkk a tax bu ñu naan sa papa bu ñëwee rek. mais léegi ay femme rek ngay gis ci police yi ak kii ak seen doom. kon ana seen baay. c'est ça ñetteel ba bi mu ne manqué wul dara benn waay ne ma au contraire manqué na lépp parce que kii manqué wul dara ba pare yaay ji dem amul lu muy fayee yaayam. lu dul dajji armoiram jël 3 millions nga xam ni kon am na lu mu manqué te li mu manqué mooy li ëpp solo. kële itam wax ne doomu bu jigéen manqué wul dara ba pare dem fële ci benn cité. dafa joué ay film. kooku xëy na amatul temps toog ak doom ji sax di ko yar bu njëkk ba tànta nu muy toogee. même sa yaay bu fi nekkul wala sa grande sœur et cetera. mais kon oustaz dama ne woon loolu naa ko illustrer. donc milieu boobu qu'est-ce qui se passe au niveau de la jeunesse et de la famille. foofu laa jëm ne milieu boobu nga xam ne dafa war a am référence bu ñu bokk. cadre bu leen tënk. ay valeurs yoo xam ne yii dañu koy joxante am na ci luy jaar ci yaay di jaar ci waajur ba yëgsi ci doom mais milieu boobu valeurs yooyu tënkatu leen léegi. léegi li leen tënk li ci gën a bari relation matérielle la ak dund gu neex parce que lan moo tax dund gu neex gi mooy école bi dafa am lu mu waroon def moom tam mu nekk ci crise problème mu orientation. jox nit ñi ñu am vocation ci seen dund duñ nga jox leen xam-xam rek mais tabax leen ba ñu xam dund lan mooy li ci essentiel. xale yi boo leen fekkee ci jàngu yi ni nuy waxee xamuñ ko ni nuy soloo xamuñ ko à peu près li tax ñu jóg ñëw foofu sax xamuñ ko. mën na am ñu ngi ñëwandoog seen morom léegi ñun ñi nga xam ne ñooy jàngalekat yi dafa fay pour mu ñëw. waaw ñun jàngalekat yi dañu leen di sol rek. suma xarit Tahir Fall mu ngi ci yéen fii day wax ne njàngum sol la
c'est-à-dire di nga mokkal bu ñu ko soxlaa nga delloose ko mais ni nga meloon bi ngay ñëw noonu ngay génnee parce que dugaluñu ci yow xadar boo xam ne bi mooy xadaru def nit ku baax mais crise bi fa mu gën a xóote muy ci diina ji diina ji nga xam ne yooyu yëpp bu ñu échecé moo ko waroon rectifier jël ci nit def ci ñoom lii nga xam ne mooy libérer leen jox leen seen borom alors diine ji léegi aussi entreprise sociale la boo xam ne bi day jëriñu nit moo ci gën a bari que defar nit bu ko defee léegi nan la ñuy fexe ba situation bu continuer loolu mooy manifester wu professeur wax na ko dama ciy dellu xale yi résultat wu benn processus la processus boobu est-ce que tàmbaliwul sax depuis ci sëy bi jëkkër ak jabar est-ce que su ngeen bokkul projet gën na xóot loolu sax processus boobu ñun def na ñaari xarnu ci réew mi ñu nekk ci situation boo xam ne modèle social bi fi newoon ak modèle social bi ñu greffé dañu bokkul bokkuñu ay jumtuwaay bokkuñu ay finalité ban moo fi newoon modèle social mën nga wax ne aada lañ fi amoon ak diine parce que diine def na fi lu ma booba juróom-ñetti téeméeri at ba léegi muy junni at donc kooku sur le plan social am na lu fi ne ak valeur yi nga xam ne mooy cosaan nga xam ne mën nga wax ne moo di alfitra mbaaxu cosaan goo xam ne gi dara raxu ko yooyu moo ñoon penc mi ba nga xam ne kuy référé wu ci loolu ngay référé léegi yow am nga tey jii lu mat 4 millions yoo xam ne ñoo ngi ci modèle boobu ñu leen ciy tabax nen yooyu nga xam ne moo doon tojoon noonu nañ yooyu moo toj lu bari nii nga xam ne nit ki ñuy tabax lan la ñu bëgg ci moom mu nekk benn commis boo xam ne bii day mottalil tubaab bi ay jumtuwaayu liggéeyam rek mais tabaxuñu ko woon pour mu nekk koo xam ne kii dafay defar suñu réew par rapport ak vision bi ñu am léegi jubbanti boobu ñu waroon def moom la ñu jubbantiwul ba jël ay nit ñoo xam ne ñi mën na am ci wàllu xarañte ci xam-xam am nañu ko mën na xam xas ci wàllu man-man am na luñ ci xam mais doosu doole ji ñu war a def ci ñoom loolu mooy suñu différence ak réew yi nga xam ne ñu nekk Asie yii nga xam ne mooy xarañte jamono def nañ ko ci ñoom mais def ci ñoom li nga xam ne mooy seen baax ñun nag fii nga xam ne fi la ñu ñàkkee sens mooy xarañte jamono bi sax mënuñ ko te baax bi nga xam ne mooy tax xale bi am fu muy dellu parce que lan mooy li xew mooy dañu nekk ci àdduna boo xam ne bii jumtuwaay yi jeexital ci nit dafa bari léegi jeunesse bii nga xam ne moo nekk fii ki muy gën a xool sax mën na am dama lay jox exemple yu terre à terre man damay nekk ci ay milieu nit ñi du xuloo ci Barça ak Real de Madrid ak yooyu daf may jaaxal je ne comprends pas c'est-à-dire ci ay milieux intellectuels yu kawe te bu jëkkoon boo waxee fii nit ñi ay Sia Jaraaf lañ lay wax ak Linguère ak yooyu mais lan moo xew ba suñu espace social bi nga xam ne ci la ñuy dundi doyatunu léegi ñoo ngi dund yeneen espace yoo xam ne yii foofu la ñuy xoole référence foofu la ñuy xool lu ñu bëgg dama la koy wax ci sport mais noonu lay mel ci gis-gisu àdduna xoolal léegi yii ñuy def ni xaw ma ay pièces théâtrales ak yooyu série yooyu ñuy def yooyu léegi xoolal série yi xale yi commencé léegi ay série yoo xam ne yi violent xas ñi koy xeex sax non yow mi wax xam-xam dégluwuñ la day jëfandikoo violence dañ lay xeeb sax boo xam ne bii yooyu dañ lay xeeb ci façon boo xam ne bii à peu près mën nga wax ne même boo amee ci suñu société ci façon bu marginal la day jëfandikoo ci may nit lu mu bëgg a def ci loo xam ne lii contre valeur la mun na ko def parce que ni ñu koy tabaxe moom day mujj nekk leen donc jeune boobu nekk ci environnement boobu dafay nekk jeune boo xam ne bii dafa woyof parce que amul ay cëslaay moo tax loo ko bëgg a defloo ko lu ko nit bëgg a defloo ko parce que amul orientation moo tax mun na feeñ
ci gis-gisu àddunaam mën na feeñ ci ñàkk sagoom parce que li xew ni lépp ñàkk sago la ñàkk sago mooy tax doo mun a analyser sa situation ba xam li mu laaj te yii xew ni ñàkk mën a analyser sa situation la ba xam li mu laaj ñàkk sago googu lu koy def ci nit mooy bu ñu ko bàyyee mu woyof day gaaw a jaaxle dafa am suñu benn proviseur bi ñuy jàngale daf ñu doon wax ne Kébé def leen attention ci xale yi dañu fragile waaw te loolu dafa dellu ci xadis yonent bi astawsikum bis shababi xayran fa innahu araqu naasi afida nee na maa ngi leen di dénk ngeen yittewoo ndaw ñi nee na ndaw ñi seen biir dafa woyof c'est-à-dire lu leen këf lu leen yóbbu de mouvement de masse rek mën na leen yóbbu fekk li muy def xamul lan la préparé wuñu ko ci bu ko defee mu nekk ci situation bu metti donc lii pour ñu rectifier ko il faut kuréel yi toog waxtaane ko ñu jëlaat vocation suñu réew xam fan la ñu bëgg a dem bu ko defee famille yi def ci li ñu def dafa am benn président Lamine Diack yal na ko yàlla génne ci li mu ne nii dafa am benn waay bu ko laaj naka yéen li ngeen mel nii lu tax ngeen mel nii def ngeen li ndaw di def jàng ngeen am ngeen jaar-jaar et cetera te sans pour autant mu déformer leen ngeen nekk ñeneen mu ne ko ñun dañu am sensu fi ñuy jaar yépp ñoo bokk luñ doon def ci ñun ñoo bokk luñ doon bañ ci ñun famille bi lañu lay wax boo ñëwee moom lañ lay wax ci école ci mbedd mi boo demee ci mbedd yi mag ñi ngay teseel moom lañ lay wax boo demee ci club sportif yi dirigeant yaa ngi fay fekk moom lañ lay wax boo ñëwee sur le plan social foo dem boo demee ci diine ji aussi ñu gën renforcer loolu man maa ngi xool toujours damay xool suñu mag ñi daf ci am ay mag yoo xam ne yi jànguñu diine nii jàng texte wala yooyu mais dañu leen tarbiya ba nga xam ne bu ñu toogee seen sëriñ toog doo leen mën a xàmmee ci yiwte mais léegi fi mu ne nii diine ji da nga naan rek jox naa sama bopp waa ji bu ñu ko waxee nga yuuxu mais na nga meloon daaw ba tey noonu nga mel te fekk diine ji li ñu bëgg mooy lan mu nekk élément boo xam ne bi daf lay fóot yi nekkoon ci sa biir te waru ci nekk mu génn ko ci yi nga xam ne daf ci war a dugg mu dugg ci te loolu dafa am pédagogie sociale boo xam ne bii ñi ko man bariwul loolu mooy mission wu yonante yi mooy nan ngay fexe ba fekk nit koo xam ne kiy jagul nga fexe ba mu jag ku toogaayu yonante aussi loolu ngay liggéey bien sûr am na ñu ciy góorgóorlu am na ñuy def transformation ci wàllu ndaw yi bu xóot boo xam ne bi récupération yi ñuy def ay récupération yu xóot la mais volume bi ak quantité bi moo doyul par rapport ak ñeneen ñi ci des nga xam ne dañuy foowe ndaw ñi di leen dévier di leen jëfandikoo ci lu am ñu njariñ donc ndaw ñooñu kenn mënu leen joxoñ baaraam nañ joxoñ baaraam société bi nga xam ne mag ñi nga xam ne ñoo leen war a taxaw ba fi nga xam ne fi lañ leen war a yóbbu ñu yóbbu leen tabarakallah te gis nga ma après ñu dem régie ñëwaat dugg ci yeneen domaines yi parce que valeurs yi suñ koy waxtaanee nii ci kaw rek day xaw a moo tax ñu koy appliquer ci ay secteurs comme ça nit ñi gis nan la war a mel ak nu mu war a tëddee ak lan moo yàqu ak lan moo waroo ak nuñ ko war a defaraatee nga gis ne Oustaz Mokhtar Kébé sànq bi ngay wax rek ci famille bi ak mag ñi ni ñu doon dimbalee xale yi da nga doon gis ne boo rombee benn mag comme ñun bi ñu nekkee xale bu la nuyoo déjà day fekk ngay daw ak yu mel noonu mu ne la taxawal yaa ngi gaañu bul yàkkamti xam nga déjà daf lay wan ni àdduna bi bul ko song yaakaar ni vitesse mooy tax nga am fi dara defal ndànk yaa ngi gaañu bu ko defee yow nga siggi xool ko mu nuyu la na nga def nga ne mu ne la yow koy sa baay xam nga déjà la identifier la xam nga kooku daf la jox respect wan la ne ni am nga baay léegi sa baay fan la dëkk mooy kan ana sa yaay kuy sa yaay nga wax mu ne la même bu xamul sa baay defe na yow de sa baay ku baax la sa yaay xam naa ko soxna su baax la xam nga déjà yow kon mi ngi lay delloo ci ne attention bul décevoir bul décevoir da nga am baay bu baax ak yaay ju baax léegi ba pare bu fekkee ni nekk nga ndaw mu laaj la yow fooy jànge wala looy liggéey
ma koy wax sama benn waaye ma ne ko gis nga mi ngi lay wan tamit ne waroo nekk koo xam ne nekkoo ci ñaar yi benn bu fekkee ndaw nga soit yaa ngi jàng dara wala yaa ngi liggéey mais mënoo taxawaalu moo tax da lay laaj yow yaa ngi jàng ban école nga nekk wala da nga am métier nga ne ko non man maa ngi école fi mu ne yàlla na yàlla defal taw fi nga eggali sa jàng ak jàmm wala mu ne la li ngay liggéey yàlla na si yàlla def barke xam nga kon kooku tam mi ngi lay wan ni waroo taxawaalu nekk à la charge penc mi ñetteel bi tamit bu fekkee ñi dem nga ba nekk ba am soxna ni mag ñi bu ñu daje woon ak yow loolu lay njëkk a laaj mooy naka soxna si xam kon lu lay wan ni mbaa yaa ngi toppatoo bu baax sa soxna naka njaboot bi xam nga kon ñu ngi lay responsabiliser di la fàttali sa responsabilité jigéen bi tam bu ñu dajee moom lu ñu koy waaj naka sa borom kër pour wan jigéen que ne yow waroo taxawaalu mbaa yaa ngi góorgóorlu naka say doom xam nga loolu yëpp kon te yooyu fi nekk ni ngeen ko xamee yaakaar naa ni jeunes yi kenn waxatu leen loolu fi mu nekk ni ku dajeek ñoom des fois sax ne sa jiin bi rafet na lañ lay wax sa nangam ak nangam kon kenn dootu leen delloo ci yooyu valeur mais kon léegi ñu dellu régie ñëwaat jëlaat nag léegi yeneen secteurs yi ba xool ni ñuy gisee mbiru crise des valeurs bi ci wàll boobu Sara. alhamdulilah rabbil alamin kon professeur Songde Oustaz Mokhtar li ngeen jot a wax am na solo lool mën nga wax sax ni même bu fekkoon sax ne lii rek lañ jot a def ci émission bi yaakaar naa ni borom xel yi dinañ gis li ngeen junj ak niñ ko war a xóotalee parce que problème mu valeur ñëpp xam nañu kenn du ko jeexal ci benn émission dund la du sax dund ni ngeen ko waxee léegi ay génération la dañ koy joxante kon ñun dañ ci was lu àq rek maanaam émission bi contribution la ciy doon mais nga gis ne professeur Songde alors da ngay gis ne kon crise des valeurs bi dafay feeñ ci lépp wax nañ ci léegi mbiru famille bi ak jeunesse bi ni mu demee kon am na fi ay baax-baax yu fi nekkoon waaye am na lu dox léegi suñu diggante ak baax-baax yooyu mag ñi jox ko xale yi loolu am na benn tomb boo xam ni maa ngi ko tuddee situer les responsabilités ak début de réponse nan lañ mën a jéem a defaraatee yëf yi danañ ci ñëw xam naa moom lañ nar a jeexale mais léegi ñu jël beneen secteur mooy mbiru politique ak société civile parce que xam nga Sénégal dara day xew rek dafa am ñoo xam dañ leen koy jagleel te loolu nekkul lu juste tey jii par exemple bu ne jikko dafa yàqu ñu bëri li ñuy xalaat mooy homme politique yi ak femme politique yi gis nga leen duñ wax dëgg dañuy warante et cetera surtout fan yii gis nga liy xew alliance bi laa bokkoon ba may waxtaan yëgawu ko yow war nga ma vaar yi fan yi moom vaar yi man dama tiit sax ma waaw su ko defee ndeysaan nga gis kilifa bu wax nangam ak nangam aalu ci bay bëgg daanu crise ñu tegaat beneen vidéo mu weddi loolu wax safaan bi aaluwaat ci nga ne waa léegi ban moo ciy dëgg ñaar yi nga gis sax ku naan charia may na ma dégg naa ko de dégg naa kenn ku ne charia sax may na la nga wax sa mébét rek nga dem ba ci yoon nga gis ne mënatoo ko nga génn ci nangam ma ne cey dama kontaanoon sax ci journaliste parce que journaliste bi doon wax ak waajooju daf ko ne léegi yow doo oustaz bàyyil yooyu waaw affaire lu charia maye bàyyi ko ma kontaan loolu ci loolu parce que ma ne quand même mu ne ko non politique sa politique parce que waa ji waaye mais jullit lañu ñun dañoo gëm dara mu nga ne te nga bàyyi affaire atte charia parce que li ngay wax ni jotewul dara waaw léegi nag pour wane ni kon mbir mi ni mu demee mais léegi kon nga gis activité politique yi maanaam ñi nga xam ni dañuy wut nguur parce que ñooñu la ñuy tuddee activité politique nekk ci péncu ku nekk jàpp ne war nga yor nguur boo ko yoree di nga defar réew mi waaye itam société civile ñi nga xam ñoom dañu ne wutuñu nguur ñoom ñoo ko wax ñoo ko tuddee seen bopp ñooñu tamit léeg-léeg nga gis fa ay defin ak ay wax yoo xam ni daanaka tamit mën nañ leen cee yedd comme nañuy yeddee ki nekk ci politique bi léegi kon professeur Songde alors tey ni ñuy politiquer Sénégal xam nga tax na tey bu ñu ne woon Imam Kanté mi ngi politique sax ñu daal di génn naa ci moom lu tax parce que dañu jàpp ne politique yàqu na yàqu boo xam ni ku bëgg a set mënoo cee dugg mais professeur Songde kon quel est le problème tey jii Sénégal ni ñuy politiquer ak tam ñi nekk société civile ne ñoom politique guñu ba pare it di def ay yoo xam ni da ngay waaru loolu tam yan valeur moo fa yàqu ak ci yan valeur lañ ko waroon teg pour que mais nit ñi sonn nañ mais nañ may nit ñi jàmm léegi loolu lan nga ci xalaat
waaw li ma ci xalaat d'abord damay rafetlu fi nga tàmbalee wane ni dañuy tooñ li gën a bari ñi nga xam ne ñoo yëngu ci wàllu politique. te di fàtte ni loolu nga xam ne ñu ngi koy teg seen ndodd di leen ko ŋàññi ba moytul ñun ci suñu bopp ci biir kër yi ci penc ba fépp fu ñu daje ñu ngi def lu yées loolu parce que ñooñu nag newul dañoo jógee ca Éthiopie wala xaw ma fan cëbeelu fii waaye fii lañ cosaanoo comme fii lañ cosaanoo ñun nañu nekkee ñoom dong la ñuy nekkee valeurs yi nga xam ne moom mooy définir suñu rapport interindividuel ci biir société bi loolu rek loolu la ñuy comporté woon moo tax sénégalais dañuy mel ne ku bëgg waaw dañ ku bëgg a bañ loolu daal boddi politiciens yi ñoom daal ñooy ñi bon wax dëgg yàlla c'est une société en marge qui n'a rien à voir mais loolu xam nga ne xel sax moo ko mënta nangu parce que gars yooyu man lay doon mii yow lay doon suba yow kii voilà yow mii suba mën nga nekk ministre de l'éducation man mi ma nekk nanga waaw te du tere man la rek ak yow la ba tey kon nag léegi dañ leen di tooñ du ñu une caste de pestiférés boo xam ne dañoo nekk en marge du devenir social global loolu amut problème bi kay mooy ni nga ko waxee ki nga xam ne mooy dafa yëngu ci wàllu politique dafa am quand même valeur d'exemplarité parce que moom njuumteem jeexital ba mën a am maanaam conséquences yu bon yëpp mën a am xëy na man sama njuumte ci sama biir ruq dans mon existence anonyme du nekk benn parce que kii nga xam ne da nga koy jàngal nga jàngal ko ne booy dee itam diine tabax ko ci booy dee itam na nga wax dëgg bu la jaral ngay fen parce que bés boo waxee lu aras sax a ngi yëngu mu gis koo xam ne toll na ci maanaam ni ñu ko mën a waxee béréb boo xam ne ci kilifteef mu ne maa waxoon lii ñu déglu ko mu ne loolu ma waxoon dara taxawoo ci léegi lii moom moo nekk kooku nga xam ne moo koy déglu di ndaw surtout parce que yow du la abuser man du ma abuser mais kii nga xam ne mooy ndaw day dem boo banaliser wax loo xam ne amut banaliser ko mu nekk loo xam ne daf ko intégrer moom mi ndaw mën na jàpp ne ginnaaw imam Kébé mii ak ni ma ko nawee xam-xam bu rafet moom moo mën a taxaw ne lii de du ma ko mosa laal place bii du ma fi mos a toog du ma fi mos a liggéey tey ñu dawal tuuti ñëwaat ko ne ko sa gafaaga li lañ ci yokk mu ne waaw place bi moom moo fi gën ndaw li di ko dégg mais effet bu muy am dina wuute ak man mii nga xam ne bu ma koy def sama roq lay doon xëy na ñi ma jege ñoom ñoo koy xam kon nag foofu la peut-être amee problème parce que seen responsabilité dafa gën a kawe responsabilité parce que nag ñoom ñoo sàkku ñu jox leen ñu jiite ñu boo sàkkoo nag ñu jox leen ñu jiite li nga xam ne moom moo la war donte moo war ki ci des waaye degré ba muy yegg ak fort bu koy ba muy yegg ci yow du yegg ci ki nga xam ne kële la maanaam liñ mën a baal keneen ki yow kenn du la ko mën a baal parce que yaa sàkku nag kilifteef ak njiite li nga xam ne mooy askan wi te ñu jox la ko kon loolu boo ko seetloo te professeur dogguma la mais man Oustaz Mokhtar dina ko noté dina ci gën a ñëwaat mais comment se fait-il que comme ni ñu ko waxee tey l'islam bi ni mu mel ci réew mi depuis 10 siècles ak mag ñi li ñu fi bind ak ni ñu yaree nit ñi mu amoon fi sax ay magul islam yoo xam ne jot nañ sax def tuuti gouvernance boo jëlee Souleymane Baal et cetera ak li ñu ci waxoon doon ko jëf ak mag ñi boo leen dénkoon alal ni ñu ko doon téye ak yooyu mais attention léegi comment se fait-il que ñun ñu toll ci yàq suñu ndodo ci suñuy baax yu rafet ak suñu diine ba tey jii mën nga wax ne tey Occident dañu jox ay leçons waaw ci bonne gouvernance ci citoyenneté ma jox benn exemple États-Unis je pense que Bush bi muy njëkk a nekk président Bush père ou le fils Bush fils waaw je pense que moom la non pas Bush Obama Obama premier mandat waaw ki mu defoon directeur du budget nga xam ni mooy yore xaalisu États-Unis mooy ordre waaw nee nañ waajooju moom nee nañ xel bi ko yàlla may kàng la ci affaire comptabilité publique ak yooyu sociétés yi dañ koy xëccoo même Obama dafa naxanteeg moom dimbali ma pour mu doog a bàyyi yooyu yëpp ñëw mais kooku xam nga yéen koy fàttali 2 semaines la def mu démissionné xam nga lu tax parce que fayul woon impôt domestique am mbindaanam ngeen baal ma ci wax bi journaliste dañuy dem vérifier nekkee ne am na benn mois boo xam ni inscrireul mbindaanam ci kii bi ñu génne ko mu dem vérifier ko mu ne effectivement dëgg la dama ko fàtte ñu ne ko non xool déedéet fàtte yow nga war a yore comptabilité publique États-Unis ngay fàtte inscrire sa mbindaan pour fayal ko impôt da nga bañoon fay impôt mais fàtte woo lu ne wax na ko dafa mujj démissionné tekki ndombo tànkam en 2 semaines dëgg la te bu dee te ñun fii boo bëree pexe rek responsabilité bu nekk mën nga ko am xool nit ñi nii bët c'est banal mais qu'est-ce qui se passe mais kon léegi comme ni nga ko waxatee nañ ñëwaat ci loolu la déficit d'exemplarité boobu lan la maanaam nit ñi dañoo neex a fooyee Sénégal loo leen teg ñu tegu ko wala ñële ñoom ñoo feebar seen feebaru bopp ba pare sonal ñu qu'est-ce qui se passe non li xew mooy dañoo wàcc ni mu la ko waxee projet social bi nga xam ne moom
ci ñoom ci lañ tënku woon. pour ñoom nguur pour nguur rek moo am solo. waaw xam nga ñun suñu projet social Imaam wax na la ko mu ngi tënku woon ci réconcilier maanaam boole fexe bu du am woroo. entre li ñuy wax ci tubaab l'ordre spirituel et l'ordre du temporel. d'accord xam nga yaa ngi fi wax ay kilifa diine yoo xam ne. donte ay imam lañ woon. mais en même temps dañ doon diri ci ay état. bu la neexee nga jël 1000 exemples. donc ñun ñu ngi tënkoon suñu yar ak suñu defar penc ci rek ci wane ne amul compétition entre jagal sa àdduna ak defar sa bopp defar sa ru donc suñu projet social dafa nekkoon projet boo xam ne dafa gën a tënku imam ci spiritualité. professeur. waaw ma jox la benn exemple concret li ma gën a frappé man. actuellement ci homme politique yi ak femme politique yi li ñuy wax di ko def mooy waxeet. waaw wor. institution ah ak gëm nguur pour nguur maanaam nekkutul pour jaamu ni ko wolof di waxee jaamu soxla. nit ñi. mais loolu problème la. waaw problème bu rëy la mais mu ngi tënku ci lim Imaam doon junj rek c'est-à-dire que boo gisee ñee di ñu wax ñun ni ñu war a defee. mais parce que ñun li ñu doon ak ni ñu war a defee dañ koo jël sànni ko. affaire bi loolu dong la c'est aussi simple que ça. donc li mu doon mooy ñun suñ modèle dafa nekkoon modèle boo xam ne nit ki moom moo jiitu xam nga ñoom dañ naan mu nekk slogan nit ki l'humain il est créateur de valeur il est ceci alors que ñun en réalité duñ ko doon wax mais dañ ko doon jëfee. ñun donc suñu projet de société mu ngi tënku woon ci defar ay jikko yu baax ci nit. ba fu mu dem instance boo xam ne fa lay jëfee ci biir penc mi du lor kenn loolu moo nekkoon suñu projet social. léegi projet social boobu yow nga wàcc ko indi beneen projet boo xam ne mu ngi tënku ci àdduna mu ngi tënku ci temporalité mu ngi tënku ci matériel. doguma la te loolu nag moom dafa am ñoo xam ne ñoo la ca mën. naa fexe ba am nguur nu ma ko amee baax na est-ce que loolu suñuy baax la bokk est-ce que loolu suñu diine moom la jàngale nguur gi su ma ko yoree tamit naa fexe ba bañ kaa ñàkk. nu ma ko mën a ñàkk bañ a ñàkkee baax na su ma ko ñàkkee naa fexe ba amaat ko. loolu. mais tam nga gis ci société civile bi. koo xam ne day tax lu ndaw lu am mu woote manifestation. waaw woote conférence de presse. pour visibilité. sa spectacle bi ma lay ci wax suuf mi ngi waxtaan ay mbir après mu dem am benn poste bu amee benn poste. yooyu mu doon manifester. doon ko fi bañ. ñuy def lu raw loolu mu ne mut jàpp ñàmburam. nga wax ko mu ne non 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 da ngeen ma comprendre woon wala nangam. wala ñu ko koy def loo. ana ngor ana dëggu ana jaamu soxla. foofu laa jëmoon dama demoon recul boobu pour ñëw pour walla pourquoi. pratique politique yooyu mën a nekk. waaw parce que déjà ki nga xam ne moom mooy agir sur le champ politique ni ma la ko waxee nit la ci penc mi la bokk. waaw mais Imaam daf ko junj man mu marqué ma c'est-à-dire que kooka nam meloon dafa nekk résultat benn projet social boo xam ne moo fi taxawoon. projet social boobu mooy njëkkalante ndaw li ba nga xam ne lii ay baax jikko yi rafet jiitu ci moom la nga xam ne mooy nekk ci gafaagam walla la muy sol. boo demee ci beneen société occidentale yooyu ngay wax c'est l'inverse modèle de réussite ba mooy tax di nga gis jiw Trump xam nga États-Unis mën na fa nekk président. mais Trump mënta nekk président Sénégal. lu tax xam nga lu tax. bu fekkee nit ki nii Trump. da nga ko jël nit ki rek laa wax. nga baal ma ci wax ji njiitum réew la. mënuñ cee sori ba bañ a créer incident diplomatique. ca jikko ja ca waxin ja ca saaga ya ak ca xaste ya. mais lu tax mu prof waa déet wu déggin la. Sénégal fu mu nekk ni ku ne mën na leen jiite. waa déglu déedéet waa mais c'est un peu différent xam nga ku nekk mën na leen jiite waaye du bokk ak man ma taxaw nekk njiitim réew di revendiquer loolu naan ñi nangam di body di saaga nangam xam nga lu tax mu mën a nekk xam nga loolu day xaw a jafe dañ la ko dul may mais xam nga lu tax mu mën a nekk foofu parce que kooku derrière lui qu'est-ce qu'il y a mais c'est une manne financière extraordinaire capitaliste la donc modèle de réussite la au regard des valeurs de cette société waaw amul réew état booy dem États-Unis te ngóor soosu amu fa bu dee sax benn hôtel 2 étoiles la wala 3 étoiles. kooku ñoom seen référentiel loolu la. kon kooku mooy modèle de réussite achevé bi réew naag waxin waag loolu amul problème. alors que modèle boobu boo ko transposé normalement fii ci Sénégal loolu du mën a prospérer samay milliards du ma may droit may sàkku njiitu réew di dagg ay saaga ñëpp di ma dégg. ci ay télé ci rajo yaakaaruma ñu doy na waar mais yaakaaraguma ne toll nañ foofu kon dama lay firndeel rek modèle parce que peut-être fii ñun Sénégal bu njëkk ba en tout cas bi ñu nekkee xale niñ doon nattee nit justement du woon alal te même loolu tey même bu ñu waxaatee tey jëm par exemple famille bu njëkk par exemple taaw nattuñ ko ci alal
mais ci taaw maanaam taaw la dañ koy wekk bu fi bàyyi nekkul moom la même cër lañ koy jox mais tey ji famille yi ku ëpp xaalis mooy taaw du dëgg kon am na lu ñu changé tam bu njëkk ba dañaan kii ku baax la ku lewet la ku am yërmande la kuy dimbaliwaate la mais léegi tey Sénégal est-ce que foofu la ñuy nattee nit ñiy politique tam tey fi mu nekk nii ñoom foofu laa jëm pour waral ne ñooñu bu ñu leen tooñ c'est-à-dire que ñun inversion des valeurs boobu ñu am boo nga xam ne léegi dañoo bàyyi projet spirituel boobu indi ñoo xam ne ñoom matériellement lañ leen di attee seen tekki maanaam seen taar ak seen alal gu bari boo ko seetloo fi mu nekk nii folatuñu nit ndax ay jikko yoo xam ne moom moo rafet méngoo na ak nangam mais ñu ngi koy fowal rek ci daraja dañ la yoo xam nga ne imam sa idée lu mu am solo sa xalaat lu mu rafet gëw ma woon ne boo présenté woo fii naan da ngay nekk candidat présidentiel nga am ñetti baat xam nga lu koy waral du doon sa qualité intellectuelle mooy poser problème mais amoo dara loo joxe waaw loolu dëgg la comme amoo dara loo joxe doo fi jiite kon nag boo gisee homme politique su ma wootee benn réunion du ma wootee ñaari réunion doo ñu woote ñaar parce que déjà deuxième réunion dinañ ma laaj paas loolu li ko lal nag te du ma ko yor loolu li ko lal nag mooy ni mu la ko waxee mooy dañoo wàcc li nga xam ne moom mooy suñu laytaay daal di gàccoo laytaayu jàmbur bu fekkee nag ki nga xam ne moom politique lay ji la ñu séentu ci moom rek séddale ay teraanga ak ay baax mais bu mu la bett kooku lu mu wax tey mu wax lu safaanoog moom ëllëg lu mu jëf tey mu jëf lu safaanoog moom ëllëg parce que loolu kon dañuy dëggalaat sa penc ci boppam kon dañuy dëggalaat li nga moom moo tëddee noonee mooy li ma la wax imam foofu laa jëm li nga wax dëgg la kon sa penc moo tëddee noonu ñun ñoo leen melloo noonu waaw parce que yaa leen di wan ni da nga may jox mais bu moom tam mu fexe ba wut jox la mais bu ma nekkoon dootoo ñemee wax lu tax nga wutee ko boo ma foroon meeru Géejawaay gee ma jógee te jënduma ordonnance te ngéntewuma te takkuma dew ma jaale ji 500 000 wala 1 million de francs kenn du ma renouveler sama mandat nit ñi ñooy taxaw sa buntu kër ñoo lay imposer loolu kon dama la bëgg a wax ni inversion des valeurs boobu nga xam ne daf ñu ñuy indi des valeurs yu woroo ak li nga xam ne mooy suñu baax ñu nekk ci projet humain boo xam ne wuutoo ne ak projet humain bu ñu nekkoon moom ngay gis dérivé sur le plan politique. L'homme politique sénégalais, il est en situation, il n'a plus le choix. Parce que ce que sa société attend de lui, li pencam di xaar ci moom du ne dégg nañ la pàcc bii def nga ci liggéey bu mucc ayib. waaye la ñuy xaar rek mooy wax dëgg yàlla conforté na base électorale ci nga xam ne moom moo ko tabb te ka koy tabb ko ndax xam-xamam bu bare ji ko muy rafet déedéet waa ji jiitu ku mënti doon fii ci Sénégal ak bëri na ci Afrique buy fol ne kii jikkoom rafet na kii nangamam na professeur il est pertinent mais il n'a aucune base politique kooku bu ma demee élection damay ñàkk du ma andil dara c'est comme ça que l'on fonctionne donc bu mu la bett jikko yi nga xam ne moo nekk ci penc bi muy yegg fële lii déterminé mbaaxu ni tey mooy amam lii déterminé mbaaxu ni tam mooy oto yu rafetam ak maanaam lépp loo xam ne fës na ñu mën ko teg bët homme politique ba nag d'ailleurs xaalis ñoom seen biir sax xaalis rek moo leen di boole homme politique ba bu ñuy xasante yow yaa fi jëloon lii delloo ma weccit bi jeex na dama la yónni bitig ba indi woo sama xaalis seen coow yëpp loolu la quoi mais ñay xas homme politique ba yaa imam bi nga xam ne def na waxeet maanaam moo ne woon du ma def li def ko tey ña koy xas kum ci woo ci ab teraanga nga dem jëli ko yaa imam dem jëli ko ba pare ëlbati nga di ko tagg moom mi defoon léegi nga di ko ŋàññ mu woo la seq ak yow teraanga nga ëlbati ko tagg mais pourtant ku baax la nag ku am yërmande la parce que boo amee ay jafe-jafe te pourtant yaa doon ŋàññi ne moom moo fi doon wax lii tey mu wax na lu safaan doogu ma la dafa am ko ma nettali na temps yi am na kenn koo xam ne dafa dem ci nguur gi noonu te doon leen ŋàññi lu ne mu wax ci ñoom ne Iblis sax moo leen tane mais fan yi la benn waaye dafa daje benn xaritam ne ko sa waay léegi yaa ngi ci gars yi mu ne ko teraanga rek waaw mu ne xamoo woon ni kon ba ngay wax xamoo woon ni teraanga jaru ko mu ne ma ne ko lu mu tontu mu ne tontuwul na ma ne ko loolu nag mënu cee tontu. waaw loolu mënu cee tontu parce que da nga koo dab ci loo xam ne waaye en tout cas. mais léegi kon suñu baax yi ngor. sàmm sa kaddu. bañ a war nit ñi. liggéey pour ñëpp jëriñoo. léegi daal prof loolu daal léegi moom. loolu daal génne nañ ko ci politique bi quoi. Sénégal génne nañ ko ci politique bi parce que dañ koo génnee ci ñun ni ñuy jëflante suñu biir. d'accord déjà. non loolu nag rek léegi la ma lu bëri nag parce que même man leeralul woon. ci kàllaama yi sax xam nga Cheikh Anta Diop mu ngi koy signalé mu ne yéen da ngeen dul seetlu coppite yi ci déjà nit ñi ni ñuy waxee. dañ la naan léegi sukk du la teree jóg ak say mais loolu doy na pour résumer la perversion totale des valeurs. léegi la ñu waaye saa yi sukk du la teree jóg ak say lu mu tekki yaa imam fait toutes les compromissions possibles. Voilà, c'est ça. Après l'essentiel daal bon teraanga yi moom dinañu. déjà mutation langagière boobu
daf la renvoyer benn mutation comportementale renvoyer la benn mutation éthique boo xam ne dafa résumer pourquoi toutes ces valeurs là ont disparu parce que ñun ci suñu bopp ñoo toll foofu fa sa politicien toll fa la sa société toll en termes de valeur loolu yow sama digganteeg yow na la imam dinaa ñëw émission jékki-jékki fay sama portable dem bañ a ñëw émission ak naan ndox mi laa yemale pourquoi man ma mën loolu te politicien ba duma ko nangul loolu prof ma ñëw séq ak yow nga ne ma lebal la xaalis nga ne fes di ma romb pourquoi nga nangu loolu mu jaar yoon dagan sama digganteeg yow nga nangu loolu politicien du ko nangu ma waxtaan ak benn waay ñuy wax ne benn directeur dafa jël ay mbokkam nangam ak nangam mu ne ma gis nga lii moo yàq réew mi ma ne ko mais yow bu fekkoon yaa nekk foofu li mu defal ay mbokkam est-ce que mu ne dama koy defal samay mbokk ma ne ko kon yow xeexoo pour penc mi tegu ci yoon mais da ngaa xeex ndax nekkoo ci poste ba parce que boo nekkoon ci poste bi tam la mu def ngay def comme tam bu ñu ko delloo encore ci jeunesse bi ma ñëw ci Oustaz Mokhtar mais professeur comme li ñu doon wax tey jeunesse bi mais professeur tey nga gis benn jeune boo xam ni 25 ans la am def presque université mu def 2e année cartouché mënu cee génn naam naa wala kii mu def benn concours naam dem dugg ci yenn secteurs yi fii ci dëkk bi en 3 ans mu am fi loo xam ni ci alal ci lu feeñ ci lu feeñ loo xam ni sunu papa yi liggéey nañ ba retraité mënuñ koo am léegi loolu tam xam nga am na ay tappale yu ci ànd modèle occidental bi la yoo xam ni te xale boobu fu mu dem dañ koy tagg et cetera pourtant ñëpp xam nañu xale bi diggante bi waru fee mën a lijjanti lii surtout ku nekk fonctionnaire nan la fi mën a lijjanti du entrepreneur du nangam ak nangam. mais moom da nga koy ñeme tegoo ko ci nañuy yoree ci wàllu koom na l'islam santaane wala boog na diine santaane sa société dafa nekk société égalitaire mu yegg ba ca bi inégalitaire boobu ca état ya surtout da ngay nangu kii nekk ci corps de métier bii di liggéey ba dee ëppal njëriñ li nga xam ne mooy penc mi waaye nga légitimer nangu ne kii de comme ci wàllu koppar daal maanaam lay liggéey waaw naa ko jox loo xam ne wax dëgg yàlla mais ku nekk xam ne teg na ci bëtam mais ngeen baal ma boddiwu ma kenn ay fonds commun moom mooy lan voilà xëy liggéey ñu jékki-jékki ngay dem ñu la professeur kaay fonds commun mu ngi nii 50 millions fi nekkoon ku nekk na yóbbu 20 millions waaw ñu légitimer ko mais parce que loolu modèle occidental la du sa modèle da ngaa wàcc sa cëslaay bu fekkee da ngaa jël sa modèle muy modèle ceddo ba sax laa la wax rawatina bi nga xam ne l'islam ay góor lañ woon sens de l'honneur même ceddo yi rusoon nañ jëlee fu jàmbur ñaari modèles yooyu boo ko jëlee daf lay tere ce déséquilibre là ces rapports inégalitaires maanaam ñii nga fexe ba ñu am ñii nga fexe ba ndóol gañ nekk duñ ci génn parce que encore une fois dañoo wàcc suñu trajectoire historique suñu modèle social suñu projet humain ni la ko imam waxee moom lañ waroo kon nag bul la bett mukk muy ci wàllu politique ak pàcc boo dem li nga gis safaanoo ak li nga mébétoon tabaarkalla Oustaz Mokhtar Kébé mais pratique politique yu doy waar yi ñuy def suñu réew yi nga xam ne sax réew yi nga xam ni ñoom wootewuñu valeuru l'islam daanaka ñooñu tane ci côté gouvernance parce que boo xoolee niveau de corruption ak yu bëree bëri ñooñu tane au moins ñoom ñi ngi doxal loo xam ni gëm nañ ko mais tey ñun ñuy woote valeuru l'islam ak l'islam rôle bi mu fi am comment se fait-il que Sénégal mujj retrouver wu ci pagaille politique bii ñu nekk nga xam ni tey homme politique ak femme politique yi lépp loo xam ni niñ ko waxee léegi wor ak lekk xaalisu réew mi ak manipuler nit ñi ak xeexante seen biir loo xam ne du intérêt réew mi ak waxeet loolu ci wàllu l'islam yow est-ce que homme politique yooyu ak femme politique yooyu moom ñoom ñëpp ñi ci ëpp ay Mohamed lañ Fatima et cetera ñoom ñooy dem ci sëriñ si di ñaanlu et cetera mais dañoo xamul li ci l'islam wax wala qu'est-ce qui se passe ci wàllu boobu tey am na benn concept bu ñëw ci alxuraan ni nga ko xamee concept amaana boobu nga xam ni peut-être xaw ma kóolute lañ ko wala sàmm kóllëre dafa mel ne loolu tamit bëggoon naa nga indaale ko ci biir est-ce que loolu nekkul tam loo xam ni lu ñu manqué loolu la fi mu nekk nii rawatina ci pratique politique yi. waaw xam nga politique bi moom l'islam du ci référence ci ñi koy def ñaari gàllankoor yu mag dafa nekk ci suñu kanam mooy relation bi société bi am ak am ak gis leen ma
yooyu tànk réglé wuñu ko problème yi duñu ko réglé parce que société bi seexluwul ku ko jox lu rafetul société bi seexluwu ko moo tax ki nekk ci situation boo xam ne bi may na ko mu jël lu lewul mën na ko jël parce que société bi seexluwu ko société occidentale seexluwu ko mais dafa def ay tër yoo xam ne lii loolu yombul c'est-à-dire dafa ñàkk société am moo tax ku jekku def ndëngate mais jekku moo fa yombul fii nag non seulement société bi seexlu ko mais jekku daf fi yomb ba dolli ki tam impunité même boo fexee ba def bu yoon ñëwee rek bañ ne yow la moom mooy jekku gi mais fii mën na la ci génne mooy jekku gi parce que système bi moom la ñu bàyyi noonu pour kenn ku ci ne mën a jël beneen bi mooy lii ñuy wax seen référence daanaka mooy loolu ñuy wax ne daanaka ci Machiavel la ñuy dellu mooy yow pouvoir noo ko jote baax na noo ko téyee baax na boo koy wutam noo koy wute baax na te man bu ma déggee ñu naan affaire transhumance ak yooyu man damay reetaan parce que ñoom ñëpp ñoo bokk fu ñu toog c'est-à-dire amul kenn ku jóge fële dem fële ñoom ñëpp benn groupe la buy wër ci ay station rek léeg-léeg nga toog fii tey bu subaa nga toog fële bu ginnaaw subaa nga toog fële selon contexte bi lu mu andi ki ci pouvoir bi ki nekk opposition ñoo bokk lu ñuy def amul idéal boo xam ne bii daf leen différencier sa boo fa demoon tey doo fa jàng dara lu bees comportement bi nga andi day daal di adapté ak milieu bi parce que loolu rek mooy li fi xaw loolu nag société bi yombal ko parce que société bi ñaawluwu ko waaw société bi ñaawluwu ko c'est-à-dire amu ci taxawaay ba ca war. wala société bi ñaawlootu ko. waaw mooy tey jii. c'est-à-dire par exemple tey da ngay gis même ci suñu mbokk yenn yi nga xam ne ay journalistes lañu. bu njiitu réew mi defee benn coup politique. dañu koy tàgg ne leen moo leen gën a mën politique. waaw fekk ay instrument nga yor yoo xam ne yi ku ko yor mën nga jekku sa moroom. mais instrument yooyu lan moo tax nga koy jëfandikoo bi nga xam ne bii doo ci gaañ sa moroom mooy jikko moo la koy tane c'est-à-dire du ñu la jox loo xam ne lii koo xeexal gañe ko parce que jumtuwaay yëpp lañ la jox alors xam nga ku ñu jox jumtuwaay yëpp sa am fit amatul solo nan ngay ragale ku yor jumtuwaay yi gaañe yëpp nekk ci sa loxo kooku kan ngay ragal ak kan ngay yaakaar donc problème boobu mooy société bi moo ko ñaawlawul léegi nag bu dee ci l'islam pour ñu dénk la ñaar mooy critères yi mooy li ñu tuddee expertise mooy li ñu tuddee lii nga xam ne mooy li ngay wax mooy kóolute waaw c'est-à-dire lu ñu la dénk mu wóor na dañ la ko dénk te du fi jóge dafa am benn aaya bu nekk ba nga xam ne bu fa jógee day bett ñëpp waaw c'est exception lay doon mais du nekk règle mais xam nga fii système bi ni ñu ko tëralee au contraire mooy boo jëlul lay jaaxal nit ñi jubadi lañu ko tabaxawaale lan lay woon sax ni jëlal après pour wan la système bi moo yoonal loolu système bi moo yoonal loolu d'ailleurs boo jëlul sax pour nga dund ci système bi day jafe parce que créé nañu ay commission créé nañu yeneen yoo xam ne yi du yoon mais système bi dundaale na ko léegi système boobu soo jëlul tam ñu jox la système boobu dafa laaj liggéey bu metti pour jële ko xam nga dafa élite bu demee ba yàqu élite bu defaru ni moom moo ko fi mën a jële mais du masse bi dañ leen di gunge ñoom masse bi day gunge élite bi nga xam ne préparé na pour élite bi nga xam ne yàqu na yow yaa ngi jàng ci alquran wa nuridu an namunna ala allazina stutifu fil ardi wa naj'alahum a'immatan wa naj'alahumul warisin Firawna ba mu demee ba yegg ci sommet yàqute borom bi dafa préparé beneen élite bu bees boo xam ne bi moo libéré masse bi ñu ànd ak ñoom def combat boobu loolu mooy liggéey bi nga xam ne bi moom la mais kii nga xam ne moom la ñuy dénk ci pénc ñaar lay dajale mooy compétence bi
ak njub gi moo tax gis nga inna allaha ya'murukum an tu'addul amaanaat ila ahliha wa idha hakamtum bayna an-naasi an tahkumu bil adli dañuy wax ni loolu mooy ñaari ponk gouvernance ci l'islam waaw ci société bu normal bu mu mën a doon ñaari ponk yooyu rek ci la gouvernance am di tegu moo du maandute ak kóolute goo xam ne gii kenn ku ci ne li ñu la jox di nga ko def li ñu la sant di nga ko def loolu mooy mission wu nit aussi ngir mu amal ko ci kaw suuf borom bi nee na loolu santuma ko malaaka yi santuma ko jinne yi parce que dafa ànd ak ay contraintes te épreuve la nit laa sant mu fexe ba maandute reñe ci kaw suuf loolu mooy ki am doole nit laa sant ngir kenn ku ci ne lu tegu ci sa loxo mu dem fa mu war a dem loolu mooy société bi c'est-à-dire ñu am ay mécanismes yi nga xam ne yi mécanisme yooyu ci la ñuy jëfandikoo ngir di reeteet mooy jàmbur yi ñooñu léegi dugg nañ ci système bi mooy kilifa diine yi ñooñu dugg nañ ci système bi bu jëkkoon kilifa diine gi amoon mën nga wax ne boo demoon ba ci les années 60 ba 70 kilifa diine yi fi newoon fii dugg gu ñu woon ci système mu mbumbaay bii luxe bii nga xam ne bii amul dara lu ko waral mais à partir des années 90 ci la ñu transformer affaire yi même ñoom ñu dugal leen ci système mu alors dund mbumbaay bi bu ko defee léegi parce que léegi da ngay gis ay ñu yore kàddu diine en tout cas li ñuy damoo mooy ni ñi yore politique bi te di yàq réew mi samay xarit lañ non seulement wala seeni jabar samay xarit lañ dañuy weesu sax dañuy weesu sax xaritoo mais dañuy dugg ci c'est-à-dire mécanisme baat bi dama koy bañ a jëfandikoo mais ci di leen defare ak di leen jigéñe nekk croix de transmission léeg-léeg am na ci ñoo xam ne ñi sax bu la neexee nga ne ay relais lañu am na ci ñoo xam ne ñi daanaka mën nga wax ne dañu leen di jëfandikoo ngir ñu nekk ñoo xam ne ñi daanaka courtage politique ci la ñuy nekk di ko dox ay courtier di defare ay nit wala ñuy jaar ci yow ngir kële mën a neex ak yow alors yooyu yëpp ay yàqu-yàqu la yoo xam ne yi alors boo ko bëggee tënk rek ci benn groupe alors da nga leen di tooñ ci ñun ñii ñëpp la man jàngalekat bi yow ak keneen loolu li mu war a yóbbu nit ñi mooy ñu yëg ne avec situation bi ñun en 2000 bi nit ñi di wax demande sociale ñun dañ leen doon wax ne problème bi du demande sociale demande d'orientation la parce que demande sociale bi résultat wu benn défaillance la moo fi andi réew mi toll fii léegi défaillance boobu am affaire éthique ak nit ku ñu tabax moo ci jiitu waaw donc léegi nan la ñuy tabaxee citoyen boo xam ne bii réew mi la jiital ci boppam xam nga koo xam ne ki sëñ bi day niveau type de sénégalais bi ñeneen doon wax aussi loolu yëpp sotteeku xam nga sëñ bi ku denc milliard ba pare di jël alali jàmbur waaw milliard ku ko denc jël alali jàmbur mooy am na lu manque ci yow doo ko sérieux sax dëgg la waaw milliard lu ko nit du doyee waaw boo ko amee ba pare jël alali jàmbur milliardaire en 3 ans 4 ans waaw mais même boo ko nekkee ba pare di jël lu lewul kan mooy am na lu manque ci yow parce que su soxla faj nga ko ba pare ku faj soxlaam ba pare nag di def lu koy wàññi alors loolu mooy kooku am na lu mu laaj ñu def ko ci moom te loolu tant que réglé wuñu ko alors duñu ci génne man de ku ma ne woon sama émission bi li ma prévoir ni pour ñu gën ko waxtaanee mais comme day xóotal bi dafa am solo moo tax damay bàyyi ngeen développé ba nga xam ne du ñàkk ñu am beneen occasion beneen actualité ñu mën a gën a ñëwaat ci waxtaan bi parce que effectivement waxtaan bi du jeex léegi nag quelques messages clés laa leen di bàyyi pour ngeen conclure parce que 5 minutes moo ma dese léegi professeur Songde li ñu wax daal mooy que effectivement crise des valeurs mi ngi fi problème citoyenneté gis nañ ko daanaka penc mi intéressé wul kenn lu dul ku nekk la nga ca mën a am ngay seet gis nañ tamit ne wàllu diine ji Oustaz Mokhtar joxe na ci exemple doy na waar lool te moo ñu waroon dimbali wala bokk ñiy wax ci turu diine xam nga tam il faut ñu def différence aussi voilà ñiy wax ci turu diine mais léegi yow message clé tey ji kon fii réew mi toll tey ak tey valeurs yi ni mu
pëccëxoo lan nga jàpp ne en tout cas au moins bu ñu jaaree foofu war nañ mën a jéem a defaraat nit ñi defaraat penc mi. waaw loolu de tënku na ci li ñu wax fii rek mooy maanaam delluwaat boo ko seetloo ci lii nga xam ne ñun loolu la ñu meññi jàppoon ne fa la ñuy aw defar suñ bopp defar suñ ndaw defar suñ penc xam nga mooy lan jiital jikko yu rafet mu nekk le critère de discriminant essentiel d'abord nañu fexe jikko yu rafet ñu ji ko ci ba pare atte ko ci jikko yu rafet yooyu ki bokk ci penc mi au lieu que ñu koy attee ci li nga xam ne mooy wàllu am donc bu ñu refonder cette société de valeur ki nga xam ne dafa jiital defar nit ak niteem d'abord parce que loolu dafa am solo ca kër ga jóge na fa ka ñuy jox kàddu di ko naw bokkul ak forcément ka fa gën a rafeti jikko yaa ma ko gën a xam ka fa poosam gën a diis loxoom gën na faa gaaw ne ca dañ koy waxe looloo fa nekk boo génnee foofu amul beneen instance boo dem boo xam ne lii ma la wax moom mooy normer relation yi kon nag li koy faj mooy ñu dellu siwaat ci loolu nga xam ne ci suñ histoire traditionnelle d'abord avant sax diine de dugg moom moo fi moo sa nekk parce que bu ñu koy wooyee société ceddo dañuy fàttali ne la société ceddo société de valeur la woon et au premier rang des valeurs yi ñu jiitaloon c'était le sens de la dignité c'était le sens de l'honneur loolu la société ceddo yi moo tax bu situation amoon nga dégg ne diw de xaru na moo ko gënaloon mu janoog raay ba valeur suprême la woon dignité honneur kon ñun loolu l'islam ñoo dolli ci yeneen diine ñoo dolli ci dëggal loolu parce que ñoom ñëpp dañoo ànd ci ne penc mi mënta baax te kii nga xam ne moom moo koy baaxal tabaxuñu ko bu defar ko ba pare tabax ko defar ko ba pare mooy njëkkalanteeg moom ak àdduna defar ci moom li nga xam ne buñ ko defaroo mooy ay jikko yu rafet boo leneen lu ñëw mën cee tegu loolu laa yaakaar ne mooy suñu pàcc. waaw mais professeur d'accord mais léegi kon concrètement. waaw tey bu ñu doon tàmbali. mais concrètement ci anam. dañuy woote benn assise nationale des valeurs. jaru ko loolu ay loolu théorie la. fa muy commencer mooy. ana fan lañ doon jaarale yi ma lim ni baax yi comportement baax ana fan lañ ko doon jaarale. kër gi ak daara ji. kër gi daara ji l'école yi. waaw foofu lañ ko war def ba penc mi de manière générale bu commencer ca ndaw ba. mu nekk tuuti nga yóbbu ko ca daara ja mu xam diineem ñu defar jikko ya ba mu baax ba mel na mu war a mel mu màgg dem ca l'école ba bañ a nekk en conflit ak valeur ya nga xam ne moom lañ ca nekk waaw mooy li ma la wax moo tax il faut nga delluwaat defar yooyu l'école ba bañ a nekk en conflit ak valeur famille valeur famille bañ a nekk en conflit avec valeur de la société valeur de la société bañ a nekk en conflit ak le comportement de l'homme politique à toutes les instances mu am harmonie complémentarité et non pas conflictualité contradiction bu boobaa di nga tabax ki nga bëgg a tabax waaye taxaw naan assise nationale des valeurs amul parce que des valeurs ne se décrètent pas, elles se construisent à travers les instances habilitées foofu ngay dellu defaraat. D'accord tabarakallah Oustaz Mokhtar nga conclure nee nañ sax jeex na mais quand même nga jël 1 minute mais Oustaz Mokhtar man 1 minute boobu dama la ci dugalaaleel mel na ni quand même alquran wax na inna allaha la yughayyiru ma bi qawmin hatta yughayyiru ma bi anfusihim te sànq wax ngeen ko ni ñun ñoo mel ni ñu mel ba pare bëgg am ay njiit yu baax. léegi est-ce que aaya boobu mën na nan lañ ko mën a jëfandikoo Sénégal tey. waaw changement bi moom. suñu environnement li fi ne nii nit ñee ko fi andi. donc changement bi pour mu dëgër il faut ñu agir ci nit ñi. nit ñi nag yoon yi ñuy jaar ci ñoom bari na am na yoon yoo xam ne yi mën na jël waxtu wi gaaw. am na yoon yoo xam ne yi mën na am ay raccourcis yoo xam ne yi quand même dinañu dimbali ci woyofal situation bi ñu ne parce que situation bi ñu ne warul yàgg. loolu nag dafa laaj autorité. yoon bi ci jëkk ba nga xam ne dana stabiliser nit ñi ñu jël liggéey bi professeur di wax loolu ñaari kilifteef dañ ci mën a liggéey. kilifteefu réew mi ak kilifteefu diine ji. xam nga yaa ngi dégg sëñ Mountakha wax ci affaire dem ci géej gi. ñaawlu ko wane dayo bi mu toll. mais waxu kilifteef googu doy na doyul. xam nga dafa war a am ay relais moom dafa am ay jumtuwaay yu muy liggéey. ana daayira yi lan la ñuy def ci xale yi ba discours boobu ñu mobiliser leen ci.
ana association yi lan la ñuy def ci xale yi ba kuréel yi ba discours boobu ñu mobiliser leen ci waajur yi lan lañ ci def ba discours boobu ñu mobiliser leen ci état bi yan mooy mesure yi nga xam ne yi tey dana ko jël ngir delloo sa gëddëm ba nga xam ne affaire bi dana stable bu ko defee ñu dugg ci travail de profondeur bi nga xam ne moom la professeur di wax mooy procès social bi ñu tabax ko wax nit ki ñu bëgg tabax lan mooy ay cëslaayam bu ko defee famille bi jël ci li mu moom école bi jël ci li mu moom ñun ñi nga xam ne dañu yor kàddu di wax ñu jël ci lu ñu moom bu ko defee société bi màggaat geneen màgg bu bees il faut société bu bees la ñuy tabax lii fi nekk ni ràpp na yegg na ci ay limitam te mënatul joxe résultat bi nga xam ne moom la ñuy xaar ci moom. tabaarkalla te ni ko ay bi waxee kon bu nu amee yéene soppi ko. yàlla dimbali ñu ci ñu soppi ko. amul nga xam dañ naan la réew mi du dem. man leen bàyyi leen wax loolu. ñun ñoo demul. mais am na benn oustaz sax dafa ne yow yaay waxu dem solo guñ dàll sax xam nga koy dem da ngay sol dàll ma ne ko waa mais loolu yëpp day décourager nit ñi. parce que je crois que tamit ay alquran dafa wane ni changement bi ci ñun la nekk. li ay bi wax Dieu ne change rien en un peuple tant que ce peuple ne change pas ce qui est en lui-même. kon ça veut dire que ñun suñu décidé. jóg waxtaane ko war nañ ko mën a changer. rawatina am nañu valeur yoo xam ni mën nañu permettre ñu def ko. kon yàlla nañu yàlla defal tawfiq. su ko defee émission boobu mi ngi noonu moo doon crise des valeurs citoyenneté et islam su ko defee ñu ngi remercier encore bu baax a baax professeur Songde Diouf di remercier oustaz Cheikh Moukhtar Kébé ak Ndiaga Seck à la technique ak yeneen jeunes caméraman yi ko ci jàppale ku mu rëcc mën nga ko seetaan demain matin vendredi incha allah à partir de 10h wala 11h ñu leen di jox rendez-vous beneen càmbar bi ñëw incha allah wasalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu. Càmbar si diine sur ITV.